asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi xarit yi soppe yi am di jàmm yi del si nañu ak yéen seen émission ataaya ndëmba wan des émissions wal fu jëm kanam comme d'habitude xor dab yi topp ci suñu ginnaaw tàccu leen loolu macha allah béti sama kaas mama kaas wala ma toj kaas fees fort cotise pas e gëmu guux garab du neex ndoxu géej ak Dakar ma ngay faj boppam bétti del si nañ ci émission ataaya comme na nga koy waxee nga ne heure bu baax bi waaw heure bu baax bi mooy 22h vendredi bu nekk ci seen télévision Walfadjri ñu nuyu auditeur ñu nuyu nag téléspectateurs yi bu baax a baax ziar ñi nga xamante ni ñëw nañu fekkee bi la émission ñi ñu wuy si également ñoom it ñu ngi leen di nuyu Sanjoogu defe naa ni mën nañoo dugg ci mbir mi fan lañ jëm wax ñu ko dama ne am na ku fi jaar am kaddu yu mu yëkkati waaye nag kooku kan la ki nga xam ni moo yëkkati kàddu yooyu daal de am ci koo xam ni moom la ko jëmale woon te kooku di champion bu mag a mag a mag kooku nag mooy kan te ginnaaw ba mu tontoom ba de moom it ka nga xamante ni mooy doomu bàjjanu ko romb moom moo nar a jël doomu bàjjanu kooku ba noppi door kooku mu dellu ca coma ba mu nekkoon kookoy kan Ablaye Bopp moo ñuy xamaleeg moom laay dikkal Xaadim Njaay dëkk ca Thiaroye-sur-Mer màggee fa yaroo fa liggéeyam mu ngi ko door ci géej gi doon mool laata muy soobu ci sécurité ak Alioune Samb benoone muy delluwaat ci géej gi ci gaalu Baye Birane Diop Xaadim Njaay jóge ci mbal mi dugg ci lamb ji yàlla boole kook Maître El Hadji Diouf mi mu yor sécurité ba tey ci wàllu lamb Xaadim Njaay doon na kàngam ci lamb ji def na fi jaloore daan na fi mbër yu bëri am ñu ko daan kamu mujjee daan moom Xaadim Njaay di mbër mi di Liiru Jaan bu weesoo lamb ji Xaadim Njaay jot naa taxawal ab agence de sécurité gamu duppee Touba sécurité di liggéey ak Mbay Sarr bu Sénégal Tour ci aéroport bu Diass mbër mi di Xaadim Njaay di ganub ataaya ne la mu taamu ci lekk di ceebu jën gu sakkan gañu yekk ci booli ceebu jën bu sakkan bu ñu yekk ci booli Xaadim palaat doy na nga naan booli Njaay ceebu jën bu xonq wala bu weex non bu xonq bu xonq moom nga ci taamu kon baax na ay ceebu jën bu xonq moom la bëgg quoi waaw sa ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur di leen ñaanal fa ñu jëm ci Touba dàqal leen fi ñu jóge amiin di sant suma sëriñ suma buntu ci sëñ Touba muy sëñ Cheikh Mbacke borom Daaru Rahman di sant sëñ Abdou Karim di sant nag sama structure nuyoo nag mooy sant yàlla maa ngi sant yàlla aussi di gërëm ñi ma bokkal plateau bi di gërëm maire Feeling Page bi ma demal bu fi présenté kenn Xaadim yokkal ci sa bopp xoolal non dama ko faa c'est très normal daf ko faa neen daf ko faa rek waaw biir débat bi nga soog ko faa d'accord di remercier tamit aussi mu dénoncé di remercier aussi population Thiaroye Géej bi ma dëkk di remercier ñëpp di remercier son famille di remercier tamit ñi ma yàlla booleel ci wàllu àdduna may liggéey ak ñoom mooy ku ci mel ni Maître El Hadji Diouf ba ki nga xamante mooy directeur général u Sénégal Tour muy Mbaye Sarr d'accord di ko nit ku yàlla baaxal d'accord di la gërëm yow biti di gërëm Sanjou ñu ngi lay delloo ngërëm li ayca mi ngi noonu boo gërëmul nit doo gërëm si yàlla sunu borom dañuy jàll feneen dañuy dem ba biir Saalum ferenkulaay fa daal di fa fekk nag koo xamante ni moom nee na mbirum artiste ak mbirum taasoog lépp loo xamante ni rek doomu buur géwél da koy def moom da koy def dinañ ko ci fekk si dinañu leeral fu mu jógee nu mu cosaanoo waaye fu mu yem ci lii di carrière artistique am ànd na ndoog Abdoulaye Bopp mu xamale ñoog jëmm jooju Fat Ñang lay wuyoo ñu gën ko xam ci Fat Ñang buur géwél ma nga juddoo Kaolack màggee Kaolack yaroo Kaolack jàngee fa jaar na école P12 fa la defee cycle secondaire am laata muy soobu ci aar bi ne doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg dañ lay ñam Fatou Ñang di doomu Fat Tako Cuun ci noonee la sooboo ci aar bi maanaam ci wàllu musique di ko jëmale ci wàllu sensibilisation maanaam ñaax askan wi ci wàllu wér-gu-yaram ba ci wàllu parité jot naa génne ab morceau gamu duppee confident daal di ko jagleel boroom këram Fat Ñang buur géwél bu weesoo aar bi jot naa soobu ci géew politique bi doon conseil municipal ca mairie bu Kaolack Ndangaan Fat Ñang buur géwél ne la mu taamu ci lekk di baase waay Samba jërë baasi gerte wala baasi salte baasi daal waay moo ne muus nga dama tey li nga wax ni yëpp sallallahu alayhi wa sallam gërëm Allah ji buur daal kooku macha allah day référence damay faral toujours di wax dans deux verbes successifs le second se met à l'infinitif. la ilaha illallah papa la def Fat Ñang bu gën a saabu tàccu leen loolu waay di nuyu
Kaolack gépp nag. d'accord. macha allah sama mbokki artistes yi samay famille sama xarit yees nañ sama jekk dikkal ma. di nuyu Kaolack gépp Xaadim ku la bëgg koo bëgg na la. sama xarit nga maa la bëggal sama bopp. di nuyu ñëpp. kooku nag mooy Fatou Niang Bour Gueweul dinañ ci dellu si ci kanam saa fu nu jëm. mi ngi commencé wane loolu sax. waaw waaw. transport bi am na ay jafe-jafe. waaye nag saa su amee jafe-jafe am na ñoo xamante ni bii jóg nañ ngir fas yéene xeex ngir mbir mi nga xamante ne bii mooy mbiru transport bi tegu ci yoon. am na koo xam ni jóg na ngir fas yéene wax ci mbiru transport bi génne ci ay leeral. kookan la ndax bokk na ci ñiy daw après 22 heures wala bokku ci Abdoulaye Bob moo ñuy xam leeg moom laay dikkal. Diallo Niang di syndicaliste dugg ci wàllu transport ci atum 1986 Diallo Niang jot na apprenti wu ci diirug fukki at dawal na camion ci diirug fukki at ak ñeent Diallo Niang jóge fa daal di dugg ci wàllu syndicalisme ci atum 2012 jot na gëstu lu bari ci wàllu transport Diallo Niang ne la mu taamu ci lekk di maafe gu bari tiga dege lool. Diallo maafe Diallo bon nabi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi nuyu ñi mu tekkal ci plateau bi yëpp. Diallo balaa ngay nuyoo kay leeralal ñu maafe bi ndax dëgg la wala déet. waaw non maafe gerte laa bëgg. na ndawal gi bari rek. ma doon yàpp maafe. au lieu de maafe yàpp mais yàpp maafe. waaw d'accord ba tey nuyoo waaw maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu ñi ma àndal. di nuyu waa Sinaga Trans. Sinaga Trans mooy syndicat bi nga xam ni dañu koo taxawal muy ay ndaw. yu bokk ci transport yëngu transport yaakaar transport. ñu taxawal ko jiital ma ci ma nekk secrétaire général ba. d'accord ma leen nuyu muy waa Sinaga Trans. di nuyu askanu transport gépp gi ñu bokk nag. di nuyu ñëpp di nuyu waa ànd dooleel transport àndam na ñu ma ci àndal. muy regroupement des chauffeurs waa regroupement Sokosim maa ngi ànd ak ñoom ànd ak regroupement Touba aussi maa ngi ànd ak ñoom ak groupe Noble. waa di leen nuyu groupe Noble. d'accord voilà mu ngoog social la ñuy def. chauffeur bu ci am problème rek ñu dem dimbali la. d'accord waaw jërëjëf. dinañ ko leeral ci kanam tuuti lay doon ñu jàllaat ci beneen ponk muy beneen waar boo xamante ni nag ci politique bi la ñuy dugg jamono ji dégg ngeen président Idrissa Seck mu réew mi nga xamante ni lu nekk ma ngi koy wax waaye tamit fu ne ma nga fay dugg ci biir Sénégal am na ci koo xamante ni nee na dinañu leeralal ndax président Macky moo ko nar a toppandoo wala moom moo koy toppandoo waaye waxtaan ak moom lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum politique Abdoulaye Bob xamal la ñoo ak moom. El Hadji Lamine Ndiaye judo Gossas jànge Gossas fa la amee lijaasa certificat jóge fa dem ca Kaolack ca école franco-arabe El Hadji Ibrahima Niass am fa lijaasa BFM ci arab ak lijaasa baccalauréat ci arab moom El Hadji Lamine Ndiaye amoon yéene weeli njàngam ca Maroc te mujjuta sotti ca la dem wutali Italie dem liggéeyi laata muy dellusiwaat ci Sénégal doon opérateur économique ca Gossas El Hadji Lamine Ndiaye doon conseiller municipal doon chargé de mission ca primature moom ganuk ataaya El Hadji Lamine Ndiaye la mu taamu ci lekk di fiiriir rawatina pepesu Lamine fiiriir pepesu. pepesu ba ma ko ci yokk. fiiriir sax d'accord mais pepesu moom. non pepesu. pepesu ndox mi ñeex mi. ñeex mi da koy moo koy safal. ak léeg-léeg nga rax ci tuuti salade nag. oui. salade ci pepesu. daanaka fiiriir la. waaw fiiriir la kay ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw ñu ngi leen di fay. Betty ñu ngi lay fay Sanjoogu ñu ngi lay fay. gannaaw bu ñu sante yàlla. julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. maa ngi ñaanal sama waajur yi. fa ñu tëdd. yal na yàlla yokk seen leer. xare leen àjjana. àjjana yu gën a kawe ci àjjana yi. di nuyu sama ñi nga xam ne tey ay responsable lañ ànd ak man. jóge Gossas ñëw fii pour ànd ak man ci li nga xam ne moom laay kii si fii. dox si. di nuyu waa Gossas gi nga xam ne tey ñoom ña nga fa toog waroon nañoo ñëw. te mënuñoo ñëw ña nga toog seeni télévision di ma déglu ak waa diaspora bi yëpp maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn. ayca mi ngi noonu nag dañuy daal di dugg nag ci biir waxtaan wi ki ni njëkk jox kàddu gi nag di Khadim Ndiaye Khadim Ndiaye dootuñu ko présenté fii ci biir Sénégal rawatina nag ci monde de la lutte ñuy wax rek sëñ Khadim. ñun de namoon nañu la. xam naa ni namm bu ñu toll la sénégalais yi am ci yow. sëñ Khadim fu mu ne. waaw Betty ginnaaw bi ñu sant yàlla di luwaat ci yonent bi rek santaat yàlla bu baax damay wax ni bi lamb ji ubbee ba léegi ñëwuma ci lamb ji lu tax feeñuma ci benn télé tamit xaw ma nu saa njóogu def sax bu invité ma fii quoi
maa ngi woon aéroport rek nekk sama ruq di liggéey man affaire daf ma jaaxal sax dama waatoon ne du ma ren du ma toog ci benn plateau mais xaw ma da ngeen ma liggéey xam nga yaa ngi naan day jaara gi mais dama yaakaar ne yow mi yaa ma liggéey aji jaara waaw yow mi yaa ma liggéey sax ndax man xaw ma lu mu indi sax mais lépp tamit ci xéewal la émission bi émission bu réew mi yëpp li seetaan la képp kuy gor tamit tey bëgg lu baax ñaan nga yàlla ñëw ci émission bi quoi kon lépp lu ngeen ma fi laaj rek mu jëm ci samay activité ak ci biir làmb pare naa pour tontu leen ci ay ca ñu laajaat beneen rek bàyyi la nga développé ci lu jëm ci wàllu làmb précisément parce que tey jii bu ñu waxee Khadim Ndiaye biir Sénégal làmb bokk na ci li tax ñu gën la xàmmee biir réew mi fan nga toll ci sa carrière mbër foo nekk mën naa ni promoteur yee ñëwul ci yow yaa leen di rejeté wala dañ la bëgg yóbbu retraite non ba nii may wax ak yow sax su ma nangoon tey ma jot avance avant may ñëw fii avant waaw su ma nangoon tey ma jot avance yaakaar mais mbër mañ ma doon jox laa bëggul a bëreel muy kaddi muy kaddi gi dafa bëgg kaddi gi waaw waaw am na benn kaddu gi promoteur bàyyiwul ko non moo bëri Liiru Jaan barki démb daan ko moo daan Liiru Jaan Liiru Jaan da ko non way liiru way non Liiru foog mu ñëwaat te dégg nga ma la kii sax jàllo mi ma koy léegi mi ngi ma ciy classe te man sama yoon newu ci bëri woo mu man nee na xaw ma fii la moom c'est-à-dire yàlla moo ko def man dama nekk Xaadimu Rasuul lañ ma tuddee ku bëgg xaalis pour jaar ci man du ma la ko xañ dama la koy yéwénal mais gis nga ça Liiru dama bëgg ay mbokkam ñu xoolaat dañ ko rey ci lamb non ça li may wax ni caaxaanuma de ay mbokkam nañ ko tàcc réunion wax ko dañ koy rey ci lamb ji bindee nañ koy rey xam nga bu ay mbokkam taajul nag wax ko nag dañuy xool ba leen am fi nag ñu toog naan lii am waxoon nañ ko wala nangam dañ ko war a toog ne ko dimbaleel nit ñi demal seeti leneen man su bëggee sax ne ñëw ma jël ko ci sama sécurité ba aéroport muy liggéey te bàyyi lamb ji dégg nga parce que lamb ji léegi amul len luy sedd yéen gis ngeen xew ci lamb non Khadim ndattu la liiru li ko daal ndattu la man nag natt non bu fekkee tamit dafa def ci man la ko yàlla bi ci man la ko foofu non mais xaalis bi yow bi tegale nga fi ay defet non déedéet waaw mais des fois aussi des fois da ngay nekk ci lëndëm mais attention defal nag waaw même defet yi ma tegle waaw xoolal lamb ji nan la demee nan la demee dama lay dóor kay ba nga bëgg a dee li am nag yàllaa koy dogal non Khadim mais liiru moom dañ koy ngàdd muy daanu di ko dóor muy daanu xam nga yow ma wax la leen ci liiru nag tey loo xamul yàlla na yàlla yërëm Alioune Seye ak Mama yoroon Lac de Guiers yàlla na yàlla yërëm dafa amoon choc bu amoon ci yoonu waaw mais moom dafa nekkoon dans le coma gis nga fi ne ni ñu koy gis noonu bopp bi boo koy wax muy dox Khadim xoolal non c'est pas parce que ni toog nga jekku rek que ni da ngay nekk di ko kaa ñoo quand même non liiru mu toogoon fii ñu jaay la xam nga loolu yàllaa ko nattoo loolu quoi non Khadim bàyyi sama waa ji nga man am na ay promoteur yu ma ñoom jéy ay xaritam neen ak ñoom la Fallou dañu bëgg sama combat ak liiru yow ak liiru waaw neen dañ ko bëgg non yow ak liiru moom foog ngeen ñu séparé leen dama xam ne bii yoon buñ dajee ci la may bàyyee ba faw nag non mais Khadim defal daal buñ da nga dajeeg liiru liiru mbër mu am jom la baaraamam damm waaw mu bëree waale baaraam dafa blessé woon dafa blessé yow mbër mu blessé nga daan yow daanoo mbër mu blessé xam nga topp na action bi waaw fekk tabaxal loxo bi waaw 10 000 yam ko jox pour mu tabaxal ko loxo bi yëpp yëg na ku liiru dafa créé dafa dem ci benn waay mu tabaxal ko loxo bi mën naa la yóbbu ci waaj mu jox ko 10 000 10 000 la ko jox waaj tabaxal ko loxo moom nee na dafa dóor buntu kër gi ban buntu kër waaw liiru rek li ma jaaxal liiru rek dafa dóor te baaraam bi moo dem man xaw ma nii la doon dóore waaw sama saa lamb xam nga saa lamb dafa nekk milieu bu yaatu c'est que liiru li tax mu dëkk ma moom bu doon coobaram du ma dëkk lu tax ndax amul fitu dëkk ma booy kay rey papaam moo gaañu yàlla na ko yàlla yërëm mbër yëpp daje fa ñoom Balla Beye xam nga Balla Beye dóoroon naa ko fi dóor yu métti Balla Beye numéro 2 yaa yàgg na ak Lac de Guiers numéro 1 patron ñooñu nag ñoo ko yabal ñooñu waaw ñoo ko yabal boucher de Thiaroye ñooñu ñoo xam ne say ñooñu jël si revanche yabal ko moom naa ko grand bi jeexal na tànk yi baaxul ba liiru dugg ci man waaw mais Khadim yow war nga dem retraite parce que yow ak ñoom Balla yéen ñi nga doon bëri retraité nañ non man mën naa ni lamb lu ma ci deful ba heure bi dootuma ko def man bi lamb ji demee ba nga xamante suma carrière mi ngi waaj a jeex xam nga Me El Hadji Diouf laa nekkaloon yàlla indil ma nit ku baax muy Mbaye Sarr Sénégal Tour yàlla indil ma ko bi ma ko yàlla indilee ñu waxtaan ak maître ñu d'accord ma fi mu ne nii may wax ak yow Mbaye Sarr laay liggéeyal bu Sénégal Tour muy nit ku yàlla baaxal d'accord nit ku gore d'accord nit ku
émission bi sax avant ma ciy ñëw waxtaan naa ci ak moom. d'accord mais nit ku baax xam nga yàlla li ñuy wax man sama wërsëg presque mën naa ni visétu ma ko ci làmb. mais nag am na boo yoo xamante nag buñ bëggee ñëw may chance ma may leen chance. mais yow waroo too fee nekk di may chance parce que yow Khadim yow mag nga. ah attention nag naa la yëgal leen de. waaw ñu jeexal ñëpp ci làmb ji. CNG leen oo mais tooguñu rek ne bàyyi nañ de amul de en matière de business. yaay dem ba mu bàyyi la rek mais doo ko bàyyi. luy génn xaalis yaay dem ba mu bàyyi la mais doo ko bàyyi. non mais dañoo fixé 45 ans. waaw mais xëy na peut gis nga yow yaa ngi ci 53 ans. mbër yëpp dañoo def jugement ma wax la ko tey fii ñëpp a def jugement. kon mbër yeeg footballeur yeeg ay naan ay 25 ans la am amuñu ko ëppal nañ ko di dem. waaw ñi ay 80 lañ judd ñi ay 60 ñi jëm kaw ñëpp ay may. mais yow li ma la wax 53 ans yi moom nga am. non Mbaye xam nga ça da ngay tooñ nag boo ma xoolee naan 53 ans yi tamit c'est parce que def naa jugement. def nga jugement def naa jugement mbër yëpp a def jugement amul ku deful jugement ci lamb. ah mais il est honnête. mais nag dese na dafa honnête rek yow moom nga faral. waaw moom laa faral dese na un an. man nga lu ne. mais dese na un an man déggu li ma la. sama yaakaar wii seetuma ko ci lamb. ñaata nga dese. promoteur bi tëgg sama combat baax na ku ko tëggul faalewu ma la. man loolu laay wax. Xaadim nag nee nañ sa wax neexul de. non maa ngi liggéey xamul tax. c'est parce que lamb ji dafa bëri ay chantage quoi chantage ci biir quoi. ok promoteur bu ci nekk yaa ngi sa mbër. ok yàq nañ lamb ji promoteur yi ñoo yàq lamb ji. yaa ngi dégg fan yii li am. waaw ñu naan promoteur bi amel na ñuy xaalis amel na ñuy. c'est parce que yooyu nekk ci lamb ji moo yàq lamb ji. d'accord da ngay gis benn promoteur bu dem ci benn sponsor bi jox ko 500000. kenn ki ñëw na ko jox ma 300000. kon xam nga bëggante wuñu. ñenn rek laa gis ci famille lamb ñoo jubóo. waa CNG mosoo dégg ñu xuloo. CNG waaw mosoo dégg ñu xuloo. ah mais CNG nu ñuy xuloo mbër mu bëri ñu dagg sa xaalis. paacoo ko man nag ànduma ak CNG mais tamit aussi. dañ koy paacoo li ñuy def ci yoon lañ koy paacoo wuñ ko. dañ koy séddoo paacoo wuñ ko. ah déet dama lay laaj. non yow la ñuy laaj non dañ koy paacoo. yow yaa xam CNG. waaw mais loolu. dañ koy paacoo man maa ko wax la yaa ko wax yow. non moom saa yaa ko wax saa ma Xaadim waxu ko yaa ko wax. xam naa ci leen de. silence ma. lenn moom xam naa ko ci. ñu doon kaas Alioune Sarr rek ñëpp ba ci ñoom Père Mbaye Guèye ñu doon classe Alioune Sarr. ku ci feebar bay bëgg a dee ci li nu Alioune Sarr ngay jëm moo lay hospitalisé. moom ma defe ni gynéco moo tax léegi kenn talaasatu ko. ñu fi wuyul bétti nee na gynéco la nu muy dafa am kii apa waaw ok man gis naa ay promoteurs yu feebar bay bëgg a dee. moom moo leen di faj promoteurs yu mag fekk leen ci kilo Alioune Sarr nii. ñu xulli seen bët yaakaar dañuy kon c'est parce que nit réew mi surtout réew mi leen na fi ne booy def lu baax kon xanaa loolu moo tax promoteur yi duñu wax président CNG dëgg non dootuñu ko wax dëgg xamul tax dootuñu ko wax dëgg mooy Alioune Sarr képp ku ñuy dagg jox nañ la règlement lamb ji li fi xew jox nañ la ko non mais comme Lac de Guiers li ñu ko dagg 7 millions non loolu c'est trop loolu dafa bëri trop non xam nga xale buy nekk ci yoon di liggéey yor ay waajuram nekk soutien de famille man loolu rafetlu wu ma mais tamit aussi CNG bu la daggee day wax preuve yi tax mu dagg la mais ñoom est-ce que mës ngeen dem CNG ni leen li ne dagg mbër yi fan lañ koy dugal yéen mës ngeen gëstu loolu non loolu moom mënuñu ko gëstu lu tax tamit aussi wax dëgg yow mësuñu la dagg dara non man xam naa ni Xaadim li ñu ko dagg bari moom bu doon Xaadim gagné na ci làmb 50 millions kii dañ ko dagg 40 yi parce que da ko arrière Xaadim ça day sànni xel quoi c'est que ça man lii sans problème ci làmb ji man dagg nañ ma benn yoon lañ ma mës a dagg 1 million mooy sama combat ak Moussa Dioum loo defoon boobu ci feebar laa jóge yërëmuñ ma ñëw ak feebar li ma toog yëpp ñëw bëri ñu dagg ma 1 million mais damaa dem ba bureau CNG fekk leen fa waaw ni leen la sama pancan laa sol dem ba foofu fekk leen ñu tegal ma résultat yi wax ma li ma def ma nangu ko xam ne lii maa ko def mais ci boobu occasion mënoon ngeen laaj parce que li ñuy dagg mbër yi bëri na de wax dëgg yàlla lañ ma daggee woon maa ko def wax dëgg waaw d'accord dagg bi garaaw mais dama ni est-ce que dafa am kees bu ñu koy def di ci faj mbër yi wala dañu am mutuelle wala lan la man xaalis bi fi muy dugg moo ma jaaxal loolu nag da ngay dem laaj ko waa CNG ak nga laaj ko ministère mais yéen war ngeen ko lijjanti yéen ñi dagg xam nga li problème bi mooy mbër yi nekkuñu benn mbër yi ci boppam ñun ñoo nekkul benn dëgg la tey bu ñu nekkoon benn tey amoon nañ fi association Khadim Gadiaga moo ko jiite man maa nekk trésorier bi trésorier boo xam teewoo ko dërëm gisul dara trésorier bu gisul kees ko mooy man quoi c'est parce que Khadim moo nekkoon président bi ak ñoom booy Kayre mais tey ji Khadim ba mu gëjee gis kenn xamul kañ la léegi maa ngi koy gis sax ci ginnaaw Amadou Ba d'accord waaw ñoo bokk seen parcelle voilà c'est bon ayca ñu ñëw nag ci Fat Niang Bour Gueweul Fat Niang Bour Gueweul tur bi fu mu jógee mais Fat Niang nañu mbalaxal béti balaa muy dugg ci kii bi ayca may ñu benn bopp taasul ayca il faut que nga gunge leen ko ñu xool yow yaay waaw ayca ban teg clip ñëwal ci kii bi en live ngay da ragal toogal bul jóg toogal sama ganja kuli mbay saaku ceeb la ma jox man jilam di bala ma ànd ak fukki rab ñaari jaam
ma dem bay taal cin la na jalak ma dem lay taal ma xool gauche xale yi ma xool droite man Njaay Rahma teral na ma man Njaay Rahma sagal na ma mbir dafa am man dinaa ko wax mbir dafa am man dinaa ko wax ne Mod Njaay xamul neex ma kenn du la tere ne baax baay baax yaay baax sa bopp moo ma ko def Njaay dindi la nga defoon na ca gën yàlla man Njaay Rahma teral na ma man Njaay Rahma sagal na ma Njaay koy waaye président Macky Sall way ma dellu na ambassadeur itinéraire la ko ma defal leer na àdduna xoolal Khady Gueye la aawaloo kooku Idrissa Gueye ay baayam leer na àdduna teg ci ina dem toorooda bi nag kooku Thierno Assane Demay maamam leer na àdduna waaye mon Ndiaye Mariama Sarr ministre de la fonction publique la ca teg leer na àdduna kookoy maire de la commune de Kaolack xoolal na ko bokku dëkk ci dëkk bi na ko bokku dund ci dëkk bi kuy defar dëkk bi Mariama nga defar Kaolack Mariama nga defar Kaolack xoolal Ndeye Sakho di ma wéet Thiama Omar Dia xoolal les Fatou Wan xoolal Amazon lu rax may nee na waaw man Njaay mooy dimbala jaboot lii la yàlla def financement ya ca Kaolack moo da koy joxe xoolal jeunesse ba ca Kaolack moo da koy jaye xoolal waaw kañ nag waaw kañ lay ñaabur kii mën a sàmba mbayam non defal ndànk yow waa xam nga li ci dàq xam nga ki muy way nii kan la jëkkëru Mariama Sarr Mod Njaay Rahma Mariama Sarr mi nga xam ne defut dara moom Jëkkëram. jëkkëram te di lom di si taxaw fii wax leen ko fii ne Xoolal. liggéeyuñu fa dara L'homme Kaolack d'ici. yow nga taxaw di wax fii waaw dama lay wax waaw yow. waaw l'homme d'ici l'homme d'ailleurs la l'homme d'ailleurs lom de l'homme d'ailleurs l'homme di si L'homme taxaw d'ici na n'est fii plus ay l'homme- chiffres la yor l'homme luy d'ici leer n'est plus l'homme d'ici c'est l'homme d'ailleurs ah lu tax nga wax loolu xam nga lu tax ma wax loolu Waaw. très bien très bonne question ça allez-y Mod Njaay Rahma dafa nekk ci dëkk Kaolack liggéey lu mu liggéey di massifier di animer di élargir jàppale jigéen ñi joxe ay finance waaye dégg naa marché bu fa baax moom lañ koy jox yéen ngeen nag loolu marché Médina rek lañ ko joxagum te marché Médina état fayagu ko doolee boppam la ko tabaxee ba foofu te imam Cheikh Tidiane imam Cheikh xalifa bi papa Cheikh Tidiane moo ne jox leen ko Mod Njaay ndax kóolu ko ndax koo koy waaye imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé nekk opérateur économique dafa doon liggéey avant muy dëkk ci waaw mais nag marché nag dañu war a def nag dañu war a lancer appel d'offre def nañ appel ma wax la ah leen déedéet ma wax yow la yaa leen. ni imaama wax ñu jox ko ko déedéet dama ne la dañ def appel boo xam nga Médina Baye Niass macha allah presque comme titre foncier la doon gis nga yow di nga def émission ba mu jeex sa musóoray feeñ kenn du gis sa kanam jàkkaarloo ak sa caméra bi xoola bii la bii la bii la xam bii nga la fan la bii bii bee waaw Médina Baye Niass Voilà. dafa mel comme titre foncier macha allah ba ñu defee appel d'offre dem ci papa Cheikh Khalifa bi Waaw. ne ko loo bëggee marché Médina mel ndax maam bàyyi ko de def na jox leen ko Mouhamadou Ndiaye Rahma mu liggéey waaw loolu waxoon nga ko waaw dama leen waaw, waaw, expliqué da nga maa mais- bëgg a laaj ci daf ma Bra laaj loolu léegi nag ci acca, waaw. appel d'offre amu ci Waaw. ma xamal ko ne ko appel d'offre am na ci muy liggéey Kaolack nag Jox leen jigéen ko ñi diw kay, ana fu di leen appel jox ay financement di leen jàppale macha allah ne ca dëkk ba nag yow est-ce que xam jàppale nga jeunesse appel bi. d'offre mooy lan xam naa appel d'offre mooy lan ça expliquer je lan ne mooy suis pas appel ignorant lan mooy waay lan mooy Samba. appel d'offre waaw mooy tey jii kenn ku nekk indi projet am ñu teg benn projet Waaw. ne lii lañ bëgg a tabax Waaw. kenn ku ci nekk ne indi sa projet ñu seet projet bu fiable bu gën a adéquat ñu jox ko borom loolay appel très bonne réponse waaw bonne réponse gërëm wallaay li mooy réponse géyal bonne réponse ba ne lii sabab bi lan moo waaw parce que man loo xam nga nit ki xam nga nit ki soo koy laaj lu mu xam dafay fier li nga man laaj Day nekk à l'aise daal. damay nekk à l'aise Waaw. Mariama Sarr nag mi nga wax waaw léegi Mariama man ma Sarr laaj la balaa ñuy lom dem di ci si Mariam
waaw dama lay wax lëm di si nit li lëm di si c'est lëm d'ailleurs. waaw d'ailleurs fan. d'ailleurs waaye Kaolack la ba bokk soo dëkkul Kaolack nekk ailleurs wala xamoo lu circulation bay def da ngay jaaxle xam nga nit ki da ngay nangu dogal. Mariama Sarr nangu dogal mooy yàlla moo ko fa teg ci dëkk ba. macha allah Mariama Sarr lu mu def Kaolack. waaw déglu ma Kaolack fa mu nekkoon ba léegi dara jógu fa maire. changé na soo defee Kaolack xam ne bii changé Kaolack. waaw dinaa fay ñëw nag yow maire la ma fa gis dara kii wu soo ñëw Kaolack sa yoon très bien loolu yëpp jaru sooy ko dëkk Kaolack mën ngaa nettali trop béti soo ñëw Kaolack xam na ni fa mbalit ma feesa woon ba nit ñi naan Kaolack dafa tilim assainissement ba xam ne mi ngi changé ndax Mariama Sarr jël na ay équipe yu bëree yoo xam ne chaque jour que jëfee ñu xam nga nag man nag maire Fania man je t'aime bien mais nag li nga fii wax nii waxu par loola barke Rasulullah yaa nga ca mairie ba fa nga conseillère nga ba léegi waxi farfar loo nga fay wax xanaa ñoom seen géwél nga yow yaay seen géwél juddu non xoolal man wala la say xarit rek lañu conseillère municipal bi ma doon xarit laa fa mais géwél bi mu doon je suis fier de non dama ni ndax ñoom ngay àndal loolu moo tax ma la damay ànd ak ñoom mais je t'explique xanaa dañoo gaaw loxo ci poos déedéet gaawuñ loxo ci poos gaaw loxo ci ñu ngi koy défendre nii doy na waar de waaw damaa bokk ci budget Mariama yow ni nga koy défendre ba sa musóor gi bëgg a tas évaluer Mariama Sarr dañ may évaluer man en comptable nga ciy doon comptable laa ciy doon parce que dama bokk ci gestion moo tax ma bëgg a wax Sénégal li nga xam ne Mariama ma ngi koy liggéey mais defal ndànk doomi Kaolack ak ñey dem Kaolack dañoo constaté def fa dara c'est waaw léegi nee ma secteur bii def na fa dara waaw déglu secteur social bi nga xam ne assainissement lu mu ci def assainissement waaw xam dara kay lan la fa waaye tamit nag wax dëgg yàlla nag kaay ñu waxtaan ay ca ñu ngi lay déglu gis nga assainissement Mariama Sarr waaw xam nga assainissement presque environnement bi sooy bale def na ñetti projet yoo xam ne ay canal lañu ko def bii genre lak mengi bii ci commune ba pour que ëllëg poubelle bi ñu jël ñu di ko liggéeyaat di ko defaat di ko liggéey di ko mastifier di ko def leneen soo demee Kaolack tey jii fi nga xam ne mooy inondation yi doon taa nga xam ne foofu la ñëpp doon wax ma nga fa léegi de ma nga fa ba léegi wàññi ko bu baax Kaolack yëppay taa mbedd moo ci dox salte na bëri na ndox dafa mel ni mais yow tamit nag fi mu doon wax xanaa bokk leen benn Kaolack bi d'ici est l'homme d'ailleurs l'homme d'ici n'existe pas kooku dafa dikkoon pour def ay clash loolu la doon def xam nga Kaolack dafa bëri réalité mais man dama bokk ci régime ba xam li may wax lu mu doon Mariama Sarr régime bi nag doo ci bokk di ci xëpp suuf loolu moom gisuñu ko fenn non dama mais li ma gis laay wax su ma gis toon du ma ko wax xam nga lu tax Kaolack duñ ma bëgg waaw xam nga yow c'est fi mu toll boo ñu naree xuusal day wax ne kii li muy wax dëgg ci moom politique te sa taasu bi non waaye conseillère la taas bi ngeen ma laaj ma laaj Mariama Sarr sa taasu bi laaj ñu ci Mariama sama taas bii ngeen ma laaj waaw mais teel Mariama Sarr taasu bii ngay taasu te demoo dikkoo taas bi ma taas waa xoolal taas bi ma taasu dama ma ci bitim réew dikku ma waaye ba ma juddoo ba tey maa ngi ci maa ngi ci faj sama soxla mais dañ dégg nga ne ci biir texte yi da ngeen ci waaw ayca dem naa ci Makka sama yaay mi fi ñëwoon maa ko yóbbu Makka ci taasu yii am ci sama kër soo dikkee xam ne faaj na géwél ci kër la dëkk yaa ngi may dégg yor ci sama njaboot sama famille nag yow sa taasu yi sama taasu yi mais yow sa taasu yi nan la neexee nit ñi ba nga am ci loolu lépp damay def sensibilisation animation ça veut dire léegi jamono ji dañoo toll dañoo toll ci temps bi nga xam ne nit ki mënoo taxaw rek tëkk ci nit ki naan ko sa yaay nii la mel sa baay nii la mel ma xaal ataaya nga ñëw guuxal loolu xewi na fii moom ataaya ji par force naan wala saf na saf waaw léegi nag parce que li ngay wax nii dagguma la catuwuma la mais raar na waxuma la sax waykat peut-être tànn nañu mais taasukat bu fi lim li nga fi lim yëpp ne liggéey beeg ko may raar na moo tax ko may de du liggéey bi de non du Samba Mbaye man sama morceau ma def yëpp ci sensibilisation yaay morceau rek nga am amoo cassette am naa cassette parité bi taal kañ nga ko non cassette album si cassette xewi na cassette bu ma def kañ la génnoon xewi na cassette yàggul ñoo ngi ci 2010 yow cassette xewi na album laa ko wax album def naa album boo xam ne man maa ci nekk yow mii sa taas yi nga def ci album xoolal Fatou Ngeen Góor Géwél def na parité accès des femmes au mandat électif léegi ñu tegal la ko nga gis waaw xam ne lépp dëgg la accès des femmes au mandat électif accès des femmes aux prises de dañuy def dañuy def instance de décision ay Samba Mbayaan da ngaa aay déglu ma yow ñuy géer la ñuy Samba Mbaye waaye institution nga Samba Mbaye déedéet damaa bokk ci actrice de développement yi nekk Kaolack damaa nekk développement communautaire nekk ci actrice de développement yi Kaolack ga ma dëkk macha allah nit du fa def waaye yow fan de développement nga lan nga def ci sa gox xam nga lu ma def ci sama gox sama gox waa ñëw sama gox fan la ban gox nga dëkk ci foofu daan sayar waaw loo fa def jox naa sama jigéen ñëpp ay financement foo jëlee xaalis yow maire nañ la lijjanti nee naa la audité de damaa ànd ak leader bu baax kan la Mouhamadou mi ngi nii Samba Mbayaan baa ngi nii damaa ànd ak leader bu baax ànd ak Kaolack Rahma ka ànd ak Kaolack gépp
ànd ak Mariama Sarr ànd ak Adja Ndiouk bàyyil Mariama Sarr waaw dama lay expliquer dóor rek fay te dégg na ma foo jëlee déer ak a dóor ak a fay ministre fonction publique ak a dóor ak a fay dama ne la macha allah dana wadd léegi bàyyi ko rek ça dafa ma expliquer rek waaw ma yow bu sa musóor gi tasul maa ngi di nga am problème loos balaa ngay les jeunes pour l'émergence de Ngane Sayer waaw ma formé leen utal leen saret utal leen baax utal leen poubelle ñuy bale di wëy arrêt Jakarta ba ma fa teg ma xaman Njaay rax ma ñu ngi may dégg ña nga cay liggéey ma am plus de 32 groupements de femmes yoo xam ne femme bu groupement bu ne dem naa fa di liggéey ak ñoom di cotiser ak moom chaque lundi du premier mois chaque lundi ñoom ñëpp dañuy dajaloo sama kër ñuy waxtaan di def ay crédit ay transformation savonnerie macha allah lu nekk sa yàlla ko waaw mbasa nag waaw mbasa non man du ma di am invité di ko fan mais moom dama ko fan xam nga lu tax dama ko fan maa ko fan parce que li muy wax da koy défendre ba mu neex nii la man ñu mel ni laa war a am ñu jàkkaarloog yow may ma ñu ñëw ci Diallo ju Diallo kee la Diallo ñaar waaw aca ñëwal aca dama ci Diallo Diallo ñaar dama ci Diallo Diallo ñaar waaw aca dama Diallo dégg nga li nga xamante ni bi moom la ministre bi wax ministre bi nga xam ni moo yore wàllu transport bi yëkkati na ay kaddu daal de xam la ne oto yi dañoo war a arrêté bu 22 heures jotee parce que nag accident bi dafa bari ci dëkk bi te nee nañ accident yi am yëpp ci guddi gi lay am donc yow loolu lan moo ci seen xalaat. waaw loolu sax bu ma ko laajee damay rafetlu sawar ci tontu ko trop kontaan naa ci laaj boobu parce que da nga laaj lu am solo parce que defe naa actualité la et am réew damaa gis réew yi nga xam ne développé wuñu woon dañoo changé woon seen mode de vie mooy lan dañuy fexe ba kat Diallo ñaa fii muy liggéey bu wàccee keneen remplacé ko guddi ak bëccëg ñu koy liggéey pour réew mën a développé kon ñun suñu réew bu tollee fii nga ni lekkat dama leen di arrêté liggéey heure bii te tey jii ku ko nekk xam nga ni gouvernement bi am na lu ñu promettre mooy lan dañuy indi créer ay emploi emploi yooyu gis naa ci bi mu créé moom boobu moom boo xam ne moom baaxut muy lan ASP lu yàqu rek seen loxo ngi ci ASP mooy ñi ci policier yi waaw mooy seen policier yooyu parce que dañ leen a jël affecté leen gendarmerie ak policier yi ñu jàppe seen bopp gendarme waaw la preuve borom kii bi nu mbéjoon barki démb ASP bi la waxal dem mu dem après mu wax ak policier bi ASP bi mbéjut non mbéjul de waaw mais moom la njëkk waxal quand même ci moom lay jógee ASP yi léegi dañuy laaj permis ASP day laaj carte grise boo ko joxul mu woo policier bi ni ko kii laaj naa ko permis waaw parce que policier yi leen di yónni voilà ñooy taxaw di leen yónni pourtant ñoom ñi mu ngi leen a jox seen i attestation ñoom ñi mu ngi leen a jox seen carnet AF aussi duñ leen ko jox parce que buñ ko réer ñu perte ñun buñ leen joxee suñuy pièces tam bu réeree ñu perte te buñ ñu ko laajee ñu bañ ñoom ñu la ñuy woo ñu duma ñu waaw kon léegi boobu moom du emploi parce que emploi bi pour boo ko bëggee génn ci lixóor nit ki boo ko bëggee liggéey loolu da nga koy mettre dans des bonnes conditions mais jël ASP Ndakaaru di ko fay weer 50 000 jëlee ko ci mbokkam affecté ko Tamba yoraloo ko lekk yoraloo ko fu mu dëkk kooku lu mu def bu mu la bett lu mu def bu mu la bett tey jii bu ñu delsee ñu ni léegi gaaru ceer yi dañu koy tëj waaw gaaru ceer ñi amul particulier ñoo fay dem waaw te yaakaar naa ki nga wax ni ko doo dawal guddi ndax mënoo dawal guddi yaa ko jox permis yow sa chauffeur bi lay dawalal particulier bi yaa ko jox permis waaw lan moo tax kee nga ni ko mënoo dawal guddi te yaa ko jox permis waaw yow heure boo amee soxlaa sa particulier départ parce que particulier normal nañ mais seen oto yi dafa normal waaw non chauffeur bi nga jëlee particulier bi nag boo ko dàqee moo dem ca gaaru ceer ba gaaru ceer nga ko jëlee de fa nga ko jëlee waaw ma ne oto bi muy dawal day normal mais yéen seen oto yi dañ koy omoog lu ne lañ koy oto bu normal lu koy mën daw guddi mën daw ba jëg oto bu normal dama ni oto bu normal lu wat daw guddi wat daw ba jëg mais ñoom guddi lañ wax kon du problème oto bu normal mais est-ce que aussi du embouteillage yi ñu nemmeeku léegi ci réew mi dañ jàpp ni yéen la gros porteurs yeeg waxuñu embouteillage de nan la ñu wax xam nga bu doon embouteillage sécurité routière bu doon embouteillage dañ naa oto bu daw bu jëg mais sécurité routière dama ne bu doon embouteillage dañ naa bu mu daw bu jëg embouteillage bu jëg la am gisoo embouteillage bu guddi gisoo embouteillage bu guddi embouteillage bu jëg la am waaw mais kon yéen pour yéen yow même sama jàmm am na kañ embouteillage bu Diallo kat nga non c'est que moom nga faral may ñu embouteillage guddi màggal Touba rek la am nga bëgg ñoo nekk daal embouteillage guddi foog embouteillage guddi léegi créé nañu gaaru ceer muy Beau Maris waaw client bu fu génnee Liberté 6 daa war a jël taxi 2000 francs dem Beau Maris dugg fa ab car fay 2000 francs dem Touba léegi ñoom ñu créé seen transport bopp muy Sénégal dem dikk loolu moo waral coow li wàcce waat nañ ñeneen i car yoo xam nañ koo bëgg a tas ci dëkk bi dawal Sénégal dem dikk
Sénégal waaye gis nañ ni Sénégal dem dikk dañ ko autorisé muy daw heure boobu moom. moom non xam nga Sénégal dem dëkk du daw guddi. D'accord. te gis nañu Sénégal clients yi lu ci ëpp guddi lay tukki looloo waral léegi ñun nañ téye clients yi guddi comme te Sénégal dem dikk moom du rang bu xëyee rek day dem kon bu ma xëyee du ma dem boo ma Sénégal dikk lay dem dikk lay duggi day rey boo ma nga xoole boo mari sa nga ne oto yaa ngi bind aw ma ci xalaat bu ma boo xool mari sa nga ne oto yaa ngi bind une semaine 15 jours du ñu yeb li wër garab yëpp ñu ngi fi yeb oto yooyu ñuy tuddee xaw ma war gaynde war la war gaynde te pourtant dégg naa dem dëkk bu ñuy wax naa tëdd biti ndogal tëdd biti bu dee ndogal kay kon war gaynde nu muy sant musiba war gaynde musiba lay sant kon ñu bàyyi ko fi muy lan xamal tax muy war gaynde oto bi bu accidenté ku ci nekk perte nga assurance am 5 personnes la waaw 7 places lañ ci yeb ki koy dawal amul permis transport poids laissé am te moo fi bari foo tourné mu yeb la ku ci accidenté ñàkk nga loo tax ñu ne ko war gaynde musiba la ñu bàyyi ko ci dëkk bi loo wër boo marit foo tourné ñi nga yeb pont Colobane ak foo tourné ñi nga fay yeb ak alu Dakar allo Dakar taxi yi alu Dakar Allo Dakar mooy ay particulier la ah ay particulier la waaw saa xam na ci dara man de xaw ma ci dara yaa ngi dégg ay particulier moom tax xam na ci dara voilà c'est vrai xam na ci dara ni mu ko jaayee particulier la ko def léegi muy daw kalandoo alu taxi la d'accord wax nga xam na dëgg ko aka yor voilà yor na voilà léegi nag loolu moo indi coow li lépp kon nit boo joree yitee am réew waaye suuraaleel askan wi amut gisee daan naa benn film ñu may wan ni kii mooy oto bi mooy oto président oto bii mooy oto jabaram oto bi mooy oto doomam ñu wan na ki nga xam ne mooy watee électeur bi mu tëdd ci mbedd mi ak xiif lii nag bu amee loolu la ñuy wan kon yéen àndu leen ci mesure boobu de dama ne Sénégal baaxul ci kenn baaxul ñun ñu amul particulier ñu Sénégal ñu amul particulier ñëpp baaxul ci ñoom waaye biti Sénégal heure bu ne la ñuy jóg yaa ngi nii boo amee xew ko saas war faa dem te war a liggéey wal fa da ngay liggéey ba wàcc bien sûr boo liggéey wàcc nag ñun la doo dem ci guddi gi est-ce que di nga dem ci xew ba déedéet doo dem parce que da nga faa war a dem wëlbati ko liggéey si lu tax mënoo ñaan permission nga daal de loolu fajaru xew yëpp ay bette xew yëpp ay bette du permission fépp lañ ko mën a mayee émission bii mënoo koo enregistré ba pare su ma la ñaanoon permission tey émission bi du ma ñëw nooy def mere la lay du ma yàq sa émission doo ma mere da lay mere est-ce que dañ ma ko may damaa bàyyi ay yitte pourtant pour ñëw ki ñu ko defoon da koo xas ba mu ràpp voilà Diallo day wax ba mel ni ku may bëgg a dóor are man kon dëkk bi dañuy liggéey guddi liggéey bëccëg loolu mooy développé sunum réew loolu mooy développé sunum réew waaw tey jii nag bëgg a doxal Sénégal mais accident yu bari accident yu bari léegi parce que tamit am na ñu waxaat ne béti waaw gars yi dañu naan tagalang di dawal tagalang mooy la tat mooy la waaw voilà xam nga mandi xam na ko waaw ah mooy mandi waaw mandi ci bëgg-bëgg doomu aadama la ne waaw bari na fi journaliste yoo xam ne bala ñoo toog ci plateau dañuy tat bari na kekkal ma man de mandiwu ma bari na animateur yoo xam ne bala ñoo taxaw ci plateau dañuy tat yow la bari na fi médecin yoo xam ne bala ñoo xool malade dañoo mandi bari na fi médecin yoo xam ne bala ñoo xool malade dañoo mandi pourtant kooku lan moo gën a nekk crime moom lu toll ni médecin taxaw di bala ngaa xool doomu aadama mandi est-ce que kooku mën na ko wàcc mais li da ngay wax nii rek da nga bëgg fayu rek mais nag médecin di opérer rek def li nekk boo demee ca baar ba boo demee ca baar ba waaw duggal neen ana kuy sa wóor yëkkati sa loxo doo ko fa gis du fa bari néew mu dafa am de dama du fa bari dana fa am waaye boo ne ku journaliste yëkkati sa loxo dana am ku yëkkati boo ne ana médecin yi nañ yëkkati seen loxo waaye gis na ci net barki dem médecin buñ jàpp ak drogue Kébémer gis na ko ah jàppee ko am ñoolu waa médecin boobu kan lay faj kooku bu la dee opéré mbaa doo dee waaw mais kii dawal ne tat dama ne bokkut ak journaliste bii bind dama ne journaliste bii bind ne tat garaawul dama ne mais may leen ma déglu ma li ma ko waxee ni ma ko waxee non comprendre leen ko comprendre da parce que ci bokk ci club bi dama ne daa bokk ci club tat dama ne eggali ki yor oto di dawal yor yëpp ay kilifa ak lépp ci biir oto bi ne tagalang responsabilité noonu loolu di gis ñaari tëli bu xamante ban la ñaar mu bii di bee journaliste bi bind nag journaliste bi bind mandi waaw kookoo gën a rey lu yàq Sénégal moo ko yàq lu ko neex lay parce que tey man Diallo Niang man maa ñëw fekk comme mandi ma ne ko damaa bëgg nga bindal ma ni Modou Thiès du góor du vérifier dara déedéet li ngay wax nii nag mënul nekk mu xëy bind ko rédaction yi dañu am ay rédacteur en chef yoo tamit bàyyi sa yooyu waxal beneen dama ne bàyyi journaliste journal boobu ñu génnoo altine te ku liiroon ni Modou Thiès du góor que journaliste bi nag boo demee ba mandi nga giif mu xam ne man def naa erreur waaw bu ko ratifié mercredi est-ce que kooku liiroon lundi dina ko liiraat mercredi kon tas na àdduna waaw léegi yéen ñi jël bakkan ci tali bi nag est-ce que loolu da ngeen kaa mën a delloo mandi Diallo tontoogoo ci question dama ne mandi ci bëgg-bëgg doomu aadama yi la nekk waaw d'accorduma ci chauffeur buy mandi di yëg ci tali bi waaw man d'accorduma ci képp ku koy def ànduma ak moom dama ne
képp kuy mandi bu naanee dem tëddi këram. mais du mandi bi kese sax mais dañuy gëmmentu sonn duñu toog noppaliku. waaw kay. loolu moom da ngay gis chauffeur boo xam ne day dawal di nelaw. voilà surtout côté jamonoy événement dëgg la. très bien léegi gis nga kii nelaw. waaw da ngay xool li ñu ko sëf gis nga dañuy wax naa chauffeur jeune li leen formé. waaw am nañ formation. waaw mais nit ki il faut que mu liggéey ak conscience tranquille. chauffeur si mënuñuy dawal. màggal Touba jot nga ne ko sas naa la 3 jours 2 millions. seen patron yi ñoo leen waaw sas naa la 3 jours 2 millions. mais nga bañ ko nangu. dama ne waaye bu ko nanguwul lu muy def lu muy dundee. du ngeen machine ay nit ngeen lu muy dundee. bàyyi ñu waj ko. ku leen ko sasul it jongo ma sas leen ko. ngeen di daw di dem bu leen ko borom oto ba sasul jongo ma sas leen ko. lu muy dundee yëpp xam naa leen. lan lay dundee. mais kaay ma Diallo xaaral li muy dundee moom du question boo ma war a laaj xam nga lu tax. muy chauffeur taxi. muy car rapide muy Njaga Njaay muy beneen liggéey versement bi da ngeen liggéey lu mat ñetti yoon ci journée bi. li ci des seen poste la jëm nañ leen wax li ci des te bu weer dee du borom da leen di fay. kon bu ma ni lu muy dundee yaa ngi may wax Njaga Njaay man sonn noppaliku bañ a noppaliku bi laa bañ. yaa ngi may wax Njaga Njaay ci biir dëkk bi. waaw Njaga Njaay ci biir dëkk bi liggéeyuñu guddi boo fi taxawee di xaarum Njaga Njaay. non ñi versé laa wax ñi versé wax naa taxi wax naa ñeneen ñi. bëccëg gis nga bu ñuy wax ñoom oto yi leen bloqué oto yi génn Dakar dem ci région yi la ñu wax. waaw oto yooyu tey ñan moo leen mais c'est parce que dañuy wax chauffeur buy sonn du noppaliku yow nga indi non man waxuma waxu Njaga Njaay saa xoolal noppi la il faut nga xam ne Njaga Njaay yi loolu xam naa ko mais dama ni la xam nga man li ma la laaj tey bii moom du ma ko nangu parce que xam nga lu tax dama ni la des fois da ngay gis chauffeur sonn bañ a noppaliku da ngay gis chauffeur di dawal di nelaw ba kii ñoom ñoo koy yee léegi nag passager ñoo koy yee mais dama ni la loolu lu tax chauffeur war naa mën a noppalu waaw mais du ko def du ko def dañoo amul tëli yu baax non li ma la laaj ak li ma wax bokkul non bokkul 1978 li ma la wax bokkul mooy méthode xam nga luy waral noppalu bi sonn bañ a xam nga lan noppaliku mooy laa waral wax noppalu bi nga may déglu tey jii ñun buñ sa aéroport balise lañ ñu jox waaw balise bi ñun la kat 48 heures war nga ko yóbbu Kidira waaw boo demee Tamba Kidira waaw 187 kilomètres ñetti fan nga koy daw ci Sénégal rek la am ci réew yi bokk corridor yëpp 187 kilomètres ñetti fan 72 heures loolu noo koy dawee ñetti fan yoon bon ay pax da ngay fare sax doo xam ban pax ngay jaar minimum 5 camions ñoo fay daanu par jour tax na fii ne ñu bari ñëwatuñu doon jóge ci yeneen réew yi ñëwatuñu 187 kilomètres 72 heures nga koy loolu moo tax du ngeen noppale Diallo xam nga mooy sa problème yow Diallo yow indi woo solution yow dañoo teg benn affaire mais dañ laa tegal balise bi douane moo la ko jox waaw ni la boo ko yóbbul ci 72 heures yi da ngay fay 200 et quelques mille waaw ngay fay waaw 200 et quelques mille léegi chauffeur bi bu tardé balise bi borom oto bu ko fayee chauffeur bi la koy daggaat waaw chauffeur bu fay bu ñu fay balise 230 mille borom oto fay ko di ko fay weer 80 mille bëgg koo dagg ñaata weer du fayee ko mais li nga wax ni ça n'a rien à voir ak bañ a noppaliku xam nga tey bu ñu waxee accident yi waaw du caagi nag bloqué oto yi état la ko war mooy dimension bi mu toll na ko changé mooy lan depuis 1968 ak nëgë ni tali bi ni mu tolloon 7 mètres ba tey yokkuwul 68 ak léegi ñaata oto la ñuy muté par jour waxuma fay weer de ñaata série ñoo jeex naka dinañ dellu si waat ci yow ah dinañ dellu si waat voilà d'accord loolu li nga wax nii taxul nga tontu ma ci bañ a noppaliku dinaa ñëwaat ci yow waaw mattul bu baax dinañ ñëw maa ngi dellu si ay ñu dem ci Ndiaye nga ne lan yow invité yi nga faral wala lan non Diallo tey moom non bombu ma dara laa la wax bàyyi ma waay man xam naa Njaga Njaay du daw guddi béti man bi nga ne Njaga Njaay guddi waxuma Njaga Njaay guddi de waxuma lool de Njaga Njaay guddi non am Njaga Njaay 9 heures la ñuy tëdd waaw ñu ñëw ci El Hadj Lamine Ndiaye El Hadj Lamine yaa ngi ci politique bi diwaanu Gossas nu fa APR tëdde APR nga jege lool Boun Abdallah Dionne ba nduroog moom merci ayca diggal nit situation politique bu Gossas waaw mais Lamine lu muy wañaaru nii man bañ a PM la yooyu PM la directement mais fekk Lamine bi ko laajee ba léegi c'est-à-dire PM la ni nga ma laaje question bi dafa àggul woon parce que Gossas nu politique ba tëddee waaw APR ak ay opposant ak ay opposant ak waaw parce que xam nga APR dafa jaxasoo quoi non waaw léegi nu mu fa tëddee waaw ak lan ak situation politique gu Gossas benn la rek c'est la même question waaw d'accord non dafa am différence APR nu mu fa tëddee ak wala nga ne situation bi tubaab la bi olof la rek waaw d'accord waaw ayca Biti waaw avant tout damay remercier le président Macky Sall ci lan ci lu bëri fànn yu bëri muy baax na baax bi mu jëlee mon frère Mahammed Boun Abdallah Dionne def ko premier ministre
de un bi mu ko jëlee def ko premier ministre ñu fal ko pendant 3 ans pendant 3 ans ñu dem législative yi mu def ko directeur campagne lam doon séentu ci moom mu gis ko mu liggéeyal ko liggéey bu wër adduna gépp ñëpp di ko seetaan muy wax ju tegginu di dox ndànk di dëgg ndànk ci question bi non damay yow da ngay falaa jëm da ngay wër-wërloo ça boo ma teyloo danaa ñëw inshallah non danaa attaqué may ma tontu ça mon frère non baax na ni mu attaqué xam nga loolu bu ko defee mu jëlaat ko renouveler waat confiance am joxaat ko encore chance am defaat ko premier ministre kon loolu dinaa ko ci remercier dinaa ko ci gërëm bu wér a wér man tey fi mu toll nii sama patron mooy Mouhamed Boun Abdallah Dionne daf maa faral di wax ne ma Lamine bul wax ci man en général daf ne ma dooy wax rek waxal ma ci président de la république parce que lu ma doon mooma waaw non dañ la wax loolu moo tax c'est que Lamine boo ñëwee di ñu wax Macky xam nañ Macky Sall xam nañ Boun Abdallah Dionne non déglu ma xam nañ ko Macky Sall président de la république xam nañ ko xam nañ Mouhamed Boun Abdallah Dionne non dese nga koo xam non wa ñun ñëwuñu pour nga wax ñu taarixu Macky Sall ak taarixu kii li ñu bëgg nga wax ñu mooy waaw situation politique bi la wax ca Gossas ca Gossas nan la fa tëddee yéen ak ñi opposant wala ma gën ko leeral yéen ak ñooñu Idrissa Seck ñooñu Idrissa wax kay non ci quatrième président cinquième non moom non c'est-à-dire moom dafa toogoon place yàlla déedéet dafa toogoon place yàlla ni mooy doon 4e président léegi nag saa ci yow laay dégg en général bu ma lay seetaan nga naan Idi 5e président ci musique ci nappaat musical en général da ngay faral di wax loolu peut-être nag dana làmbiwaat leneen parce que dafa wax fi mu toll ba waxu fi mu toll loolu dootu ci dem lu mu waxee ba waxu Idrissa Seck actuellement mooy dóor mu daanu de mooy bës de politique bi moom ma waxal la ne Gossas politique bi moom moo leen ëpp doole ma waxal la ne Gossas waaw biti yéen ñaar bu leen ma poser question na kenn poser ma tontu su après keneen ki dem mooy gën su ko defee ma mën a répondre question yi mu leer biti ba léegi bàyyi nañ ak Ndiaga Ndiaye guddi waaw d'accord bàyyi ma ak Ndiaga Ndiaye guddi gis nga biti Gossas bàyyi ma Gossas amul opposition man maa la wax loolu waay Gossas amul opposition Mouhamed Boun Abdallah Dionne moo fa nekk tous les responsables ñi ngi ci derrière Mouhamed Boun Abdallah Dionne kooku man maa la ko wax kooku mooy réponse juste man maa la wax loolu biti te li ma lay wax nii Idrissa Seck jaar dafa barki dem pàcco li ngeen fa yéen doo nga fay nekk ñooy def la ñu neex ndaxte président moo ñu sagal jox ñu Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñëpp loolu lay wan ne loolu amul xam nga la moo lay wan ne loolu amul parce que bu fekkoon ne loolu am na Mouhamed Boun Abdallah Dionne moom dafay nekk topp kii nu mu tuddati Macky Sall lu Idrissa Seck wax mu tontu moom dafa mel ni moom Idrissa Seck te Idrissa Seck waxut ak moom bu fekkonte ni bi loolu am na Mouhamed Boun Abdallah Dionne kon lu tax muy tontu Idrissa Seck fu mu toll bu fekkee ne bi kay yow fépp mokk na biti looy tonto waxuma ne fépp mokk na yaa ko wax Gossas laa wax Gossas dara mokk fa Gossas fépp mokk na parce que premier ministre def fa dara waa Gossas ko déet bul ñoo ko wax ñoo ne premier ministre def fa dara non dama lay parce que Idrissa Seck bi mu nekkee premier ministre defar na Thiès Macky Sall bi mu nekkee premier ministre defar na Fatick mais kii lan la def ca Gossas Macky ma wax la tuuti li nga xam ne dinaa la limal parce que temps bi dafa xat waaw ay ca gis nga Gossas en 1960 yàgg na de tali ya fa nekkoon 1960 premier ministre ba mu dugg see xolli na Gossas gépp fa la ko fekk dafa ñëw fekk fa tali ya mu dindi lépp defar na tali yëpp ba defar ñu benn tali boo xam ne 7 kilomètres la entre Patar ak Gossas ba pare mu wañar biku indi fa benn CETEF centre de formation professionnelle 1 milliard 100 millions moom lañ koy defaree fi mu toll daanaka pare na boo xam ne ni tey waa Gossas waxuma la département de Gossas ñi nekk sax ba Touba ba Kaolack fi nga xam ne ni sama xarit bii tey di wax lu baax ci Aminata kii Sarr Mariama Sarr ñoom danañ leen ci invité sax ñu ñëw liggéey foofa parce que foofa mais yow kañ nga nekk ak kii kañ nga nekk ak Boun Abdallah Dionne yàggu leen ni nga koy taggee nii non parce que yow Sitor nga nekkoon Sitor Ndour non Sitor Ndour d'accord naa ci li mu wax daal la tontu ci côté boobu non ça réel naa la tiñ moom réel naa la tiñ non tontu ma ne ko ça dama posé question boo xam ne dama yàkkamti woon nga wax non du ma dee waaw na nga wax nga Sitor Ndour waaw
sama kilif sama mag la sama grand frère la bu ma bëgg moo ma coaché ci politique gannaaw bi ma nekkee Europe ba wàcc si fii mu ne ma Lamine Ndiaye li nga xam ne ni tey def nga yaa ngi ci biir Gossas ak relation yi nga fi am ak taxawaay bi nga fi am dañoo bëgg nga ñëw jàpp mu jël sama loxo jàpp ko teg ma ci loxoy Mouhamed Boun Abdallah Dionne lu mu la jox ba tax nga daa dee nekk ca biir parti ba yow ba non jox xoolal man du ma transhumé du ma transhumé parce que loolu dañ ñëpp ci réunion la ko wax Sitor waaw kaay ma waxal la déedéet du ma dee dama lay expliquer lu leer dama lay wax man boo ma tay la ma dégg non am nga problème dama lay expliquer parce que xam nga transhumant dëgg mooy ku nekkoon fenn foo xam ne dañ koo jox ay responsabilité mu doon fa ministre wala mu doon fa député wala mu doon fa man dama yàlla daf ma sagal ma nekk Europe def fa 20 ans yor fa samay teraanga def ko ci biir Gossas gis nga Dakar gii su ma neexoon Almadi su fekkoon damaa bëgg Almadi laay wut tëdd ñëw fii di kii mais Gossas la ma fa def xajul ci këru Almadi loo fa def la ma fa def bari na fi mu toll du ma waxee ci télévision laa nekk damay catu sama bopp bis biti Kaolack nga dëkk dama lay wax Kaolack nga dëkk non non Sitor laaj la xam nga waaj Sitor dafa la xam nga ñoo ne la ñaata ngay gagné non non Sitor déedéet Sitor def ne ma daf xam nga man dama liggéey yaa ngi jaxasoo de xoolal ba jóg jotee dama jóg dem xam nga politique rek mënumaa toll noonu ba coordonner le département de Gossas mënumaa jékki-jékki tëb Sitor teg ma ci ay loxo rek ma coordonner le département de Gossas man coordonné naa le département de Gossas ñëpp nekk fa président ñëw fa ma dalal ko te mais loolu ba ma koy def man xam nga je suis démocrate te j'aime la démocratie ba dama nekk Europe dem liggéey bi ma liggéeyee ba ñëw ma xam ne li ñuy def comme maa ngi doon def ay teraanga bu ñu amee ay soxla man maa ngi ciy dox muy dëj yi muy ngénte yi muy football bi lu ñu def parrainel ma ko Gossas bokk naa ci li nga xam ne ni tey li ñuy parrainé ci Gossas nga doon parrainel wala bi nga ñëwee bi nga ànd ak Sitor non xam nga dama faa toog Italie dama doon dem di ñëw mon frère gis nga Sitor daf maa fekk may liggéey mu xam ne kii liggéeykat la mu ñëw formé ma ci politique parce que politique boo ciy départ force ñu jàpp say loxo teete la mais bi may teete itam dama nekkoon ku neex a teete loolu laa lay expliquer moo tax bi may yëkkatee mu ne ma man de Sitor ne ma Lamine Ndiaye Mouhamed Dionne mooy sama patron comme mooy sama patron yëkkati naa ko xam naa li nga capable teg naa ko say loxo mooy suñu patron ñun ñaar ñëpp ma topp ci gannaaw premier ministre di ko defal di liggéey li may wax ni mi ngi may dégg waa Gossas gépp ak may dégg au niveau national diaspora bi ñu ngi may dégg ma topp ci gannaaw di ko liggéey boo xam ne toog na ci population bi ñëpp toog mu ne Lamine Ndiaye franchement parler bu ñëpp meloon ni moom lépp day yóbbu ci dégg Gossas gépp di ko wax li may wax nit ñaa ngi koy dégg te nag tey laa gën a jéngu tey laa gën a jël décision topp ci gannaaw Mouhamed Boun Abdallah Dionne lépp lu mu wax te képp ku ko tudd bu soobee yàlla foo ko mënta tudd fu mu mënti nekk ma fekkoon ma nekk Italie wala France sax bu fekk na danaa la tontu ci li mu lay tontu. moo tax ngay tontul nga bëgg tontu Idrissa Seck. non Idrissa Seck yàlla dafa non Idrissa Seck sax xam nga tey yaa ma indi ci waxu Idrissa Seck ma tudd ko parce que moom non quatrième président damay wax ne Idrissa Seck politicien boo xam ne dafa perte de vitesse la. ñuy perte de vitesse. guy Idrissa Seck lu mu fi ñaata la amoon première élection yi mu demoon 17% dafa ñëw Macky Sall mooy ko 10 mu nekk 7% léegi mu demaat élection législative yi perte de département ba léegi fi mu toll tey ñu ngi koy yuuxu Kayar te noppeeguñu yéen a ngi koy dégg ci rajo yi yuusu ñu ngi koy dóori xeer déedéet kenn taqalu ko man waxaguma dañuy bàyyi ñu ngi koy waxal rek ñu ngi koy wax dama ne ñu ngi koy waxal lañ koy waxal nag man maîtriser gu ma ko mënu ma caa dugg mais ñaa ngi dégg ñu naan Idrissa Seck waa Kayar yi di ko yuuxu foofu laay wax ci moom Idi actuellement benn problème mooy Macky Sall chaise u Macky Sall bi la gis il a des problèmes sérieux chaise boobu Macky Sall moomu ko pour le moment moom la ko yàlla dénk xam naa ne nguur gu du nguur yàlla day jeex Macky gëm na ko te je connais Macky Sall xam nga Macky Sall Sandiogou man Kaolack laa jànge def ngeen ko ci affaire bi def ngeen ko ci commencement publicité bi leer na ne tey man 1981 ak 82 bi Macky Sall di def première partie ak deuxième partie may jànge école Baye Niass bi foofu maa ngi dëkk Saam di ko fekk Saam booba mi ngi moo Baye Niass ñoo seen cours particulier ñu ngi ko doon defee école Saam moo Baye Niass ak Modou Sylla ak Ablaye Ba. d'accord ak Ablaye Ba. ak Ablaye Ba ak sama benn grand frère bu ñuy wax Babacar Ndiaye. yow taarixu Gossas ngay def. non déedéet loolu Kaolack la. dama lay wan ne Macky Sall nit la koo xam ne xuux yëngalu ko. gis nga fi mu toll
yàlla mi ñu tiim xam na ne Macky Sall dafay liggéey di doxam Idrissa xam nga lu tax xuux yëngal ko waaw bi Macky bi président Idi nekkee di def tournée mi yeeg di dugg ci biir dëkk yeeg dëkkaan mais daf ko tontu ne da ko tontu avant muy ñëw di jóge Mauritanie la ni su ma wàccee foofu ñii cëppi ñëpp dinaa leen wan non xam nga lu tax Idrissa Seck dafa am benn affaire boo xam ne nit ñu xamu ko trompeur la ku muy trompé askan wi lay trompé non askan wi lay trompé gis nga tey moom problème mu làmmiñ communication lay waxee kan Idrissa Seck communication lay waxee gis nga fu Macky Sall jaar ba jàll di liggéey di ñuy inauguré ak di poser des actes politiques ñaari otoom la yor fi mu toll yi di dugg ci àll bi gis naa ko ngéeloo mu dugg fa fi mu dem bari na bu defee 21 jours day ñëw fii une semaine Dakar non dama lay expliquer lu leer gis nga coow li moo fi ne communication lay def day làqatu ab ruqam dajale ay nitam def communication dinañ ñëwaat ci yow ok ay ta ñëwaaw balaa ñuy dem ci Xaadim waaw loo bëgg def leen ndànk waxal li nga bëgg béti dañuy wane parce que lu ñu war a Xaadim xool ak Liiru Jaañ dafa am lu ñuy xëccoo waaw ay ca waneel xam nga waneel ki tax jongoma ji nga xam ni moom la ñuy xëccoo Xaadim nee na dina dóor Liiru Jaañ nañ leen ko xool gars yi jugé ndeke mbëggeel dafa bari doole ndeke mbëggeel dafay may doole ndeke mbëggeel dafa bari doole merci ay ca ñu koy remercier bu baax a baax moom Modou Diouf voilà Khadim kii mooy doomu bàjjanu Liiru Jaan bi nga xamante ni war non dafa ni bu ngeen bërewaatee liiru wax na sax béti liiru lu mu waxaat liiru ci doomu bàjjanam bi Xaadim gis nga doomu bàjjanu liiru bi Modou indi liiru ñu xool kon jox ñu ko ñu déglu ko ba pare ay ca liiru Modou jox ñu liiru ñu déglu liiru dafay may doole billaahi wallaahi taala yow tant que tooguma sa biir du ma am lu ma neex sama doomu bàjjan bi rek jaral na ma tayle sama bakkan bi ndax sama doomu bàjjan li ma wax leer na ma daan la mu jënd guro ñëw sëy si xaarul dara lu leer laa lay waxal yow sama doomu bàjjan lu mu lay doxee sama doomu bàjjan da laa xool te yow yaakaar nga yow daan ma yow yaakaar nga daanaan ma yow yaakaar nga daanaan billaahi wallaahi bis bu ma la jàppale ba bàyyi la tant que tooguma sa biir bi du ma am lu ma neex sama doomu bàjjan bi jaral na ma lépp su boobaa ma tayle sama bakkan bi sax sama doomu bàjjan bi jaral na ma ko ndax li ma wax leer na aw seex li ma wax leer na ma daan la mu ñëw sëy si ndax yow salaamañ dafa rëy te fu ma tourné ak fu ma tourné ñaan ko Xaadim Njaay ngi ñëw yow su ma la jàppee yow sa ñaay bu rëy bi xam nga ne sama doomu bàjjan bi xool la de yow xam nga ne xool maa soo jàppee sama doomu bàjjan bi danga may daan jëli ko yow xam nga ne koo xool la sa ñaay bu rëy bi tàcc leen liiru waay liiru Xaadim Njaay Xaadim ay ca doom bàjjan baa nga sa doom bàjjan bi mais moom bëgguma ko woon a weer mais dinaa ko weer ko dafa takk suuf Kër Massar non da ngay fay rek téléphone jox ma ndaw si bi ma bëreeg moom ba pare oo na ma téléphone jox ma ndaw si pour yóbbu ma fa pour ñu reeri maag moom maa bañ jabaram pour muy leer sa jëkkër jooju takk na takk suuf di nga wax rëy na di mais kii doom bàjjan bi moom waaw numéro ma ngi ni moo ma oo aw Cheikh waaw aw Cheikh moo ma oo nee na dama envoyé numéro am sax par WhatsApp nee na dafa bëgg xamante ak sama jawar pour ñëw sëy sama kër nga xam ne ni daan naa liiru ba pare moom moo ma ko aw Cheikh Xaadim yow kon yow ñoo gis nga yow Xaadim déglu ma nag déglu ma Xaadim bàyyil tooñ mais sama jabar ngi ci kër gi laaj ko moom moo ko aw Cheikh ci boppam bi may woo maag sama jabar ñoo toog nee na ma kii liiru nee na xoolu la non c'est que liiru da ngeen ko nee na tant que toogul ci sa biir bii du am lu ko neex xam nga fi ne nii nag yéen nag sans yóbbu yéen nag yéen a ngi yokk xar mi karaw fi mu ne nii moom yéen a ngi may merloo carrément liiru li mu wax fi yëpp ngeen jël ko mu wax ci man lii lépp bis bu combat bi taxawee billaahi dina ko wax ci lay doxee bàyyi bëri ba faw liiru daal waaw bu ñu bëree maag moom yow daf la pare de non fi mu ne nii moom maa doon wax sax léegi pour bëree di laaj xaalis luñ ma fay promoteur yaa ngi may dégg luñ ma fay mu bëree ak moom barki Sëñ Tuubaa Mbàkke déedéet Xaadim mbaa yéen seen combat bi am na ñaata at billaahi wallaahi waaw oui ma seen combat bi am na ñaata at promoteur bu ko bëgg a tëgg boo ma seetsee bu ñu waxaale loo ma fay bëri naa ma bëri ak lii waaw d'accord mais yéen seen combat bi am na def na ñaata at léegi bëri nañ 2 fois ma dóor ko 2 fois bu mujj bi kañ la woon yàggul dara matul ay 6 mois mais est-ce que defaruwaatul te ngaa dugg ci loo xam ne Xaadim bi bëri booy ñaa la woon quoi
mais Xaadim ni nga ko takkee woon daara rafetul. waaw neen da nga ko ba takk cëram cëru kii am. waaw awraam awra waaw neen da nga ko ba lamb sosoo ba léegi mës ngaa gis ku takk awra mbër ba lamb sosoo ba léegi mës ko mais neen dafa jàdd ci benn paa non c'est-à-dire mais day ñëw doxut dara doxut ne non mais lii doo ko wax. Xaadim li fi nekkoon ba ñu dippee la woon le boucher de Thiaroye lañ ànd nekkatu fi. mais xam nga gendarme du bàyyi dóor policier du bàyyi dóor. mais léeg-léeg liif bi diis ci moom. waaw xam nga moom tamit aussi day gone. nee naa la ay nit ko yebal moom bu jëloon di show pour bëre ak man. léegi nag comme taxaw na wax ne day takk doom bàjjen. waaw. léegi nag bu ba dem na kër waxi man dañ dem taali. man dama wóor ni moom dañ bëre ma ak moom. dañu wóor ni ma ak moom dinañ bëre ndax xam naa ni. ci man la doon dese. te léegi dootul dese ci mais tey bu nu passé waxu Lirou Diane ci arène bi kan nga xalaat ni balaa ngay jeexal sa carrière war ngeen mën a daje yan mbër fi ma visé woon sax fenn la fan la Forza mi daan bërki dem Forza wala Abdou Diouf wala Abdou Diouf mi ñu daan Abdou Diouf a gën a yemaamaay Forza ñoom ñaar ñëpp ku ñëw baax na non non c'est que xam nga la yéen nag sa bakkan bi bëggoo ci dara saa nag ma wax la leen nag tey waaw yéen da ngeen maa umpale nag quoi saa man bëgg naa man dama daje Forza ne ma ciix yëkkati ma man samay tànk di lappi waaw bokkuñu benn loxo la ma yëkkatee amu entraînement noppi nag yow Xaadim bi yow man dama bëgg su may jox sama njaboot dara mu lew bëgguma rek arbitre ni fër rek ma daan wala ñu daan ma dama bëgg ñu dóorantee kurpañ R4 teppeeku lu ne teppeeku man loolu laa gëm dóor kurpañ gauche droite mu dal lépp man yooyu laa gëm Forza moom dootuma ko may jàmm buntu Fass laay baare. yéen nag yéen daal da ngeen a bëgg def seen écurie Fass seen jaar jàll. Abdou Diouf mi nga xamante ne moom la daan bu Forza bañee nañ ma jox Abdou Diouf. non Abdou Diouf yamaa maay na ci yow mais Forza bu ko jege. non man ñooñu laa bëgg. non bu ko jege xam nga saa da nga ma umpale nag man làmb. non Xaadim amoon nga temps neexul ba neexul fekk yow mbër mu nga moo xamante ni wax dëgg fa yàlla bétti kii ay jamonoom ba muy bëreeg Zallo. jamono yooyu. non lamb ji lamb ji mais ba yëkk ni ëppee sa biir bi boobu ba naga ni moom ba fa nga jeexalee waaw maa ngi moom te yow dafa mel ni boobu ba naga ni biir bi peeru non moom man maa ngi daan te moom daanul kooka la moom Yékini dafa combattre kii na xool nga yàlla ay mbiram non Yékini bàyyi sama dernière sortie yëpp dama daan mais dernière sortie yëpp d'accord ñu dem ci kon nga xam ne lamb moo mel noonu kon daal fi mu nekk nii promoteur bu la seet si tëgg sa combat ak Lirou Diane lu la fay nga bëre waaw luñ ma fay ba ndax c'est parce que lamine bi nga bëgg tëj wala lamb ji utatuma ci xaalis fi mu ne leneen laay nekk moom li ma may xaalis mais du lamb ji ndax lamb lu ma ci defuloon ba heure bi dootuma ko ci def xalal samay rek ñu ñëw gérer ma jàppale leen mais comme la ma ñaari combat dama bëgg nag ñaari combat yi mu sap waaw d'accord ayca ñu demaat ci Fatou Niang Bourguéweul Fatou mën nga ñu dikkal tuuti rek ci sa relation ak artistes yi nga xamante ni ñu ngi Kaolack ñi moo xam ñi nga mag wala ñi la mag dëgg la jubóowuñu moom ak artistes yi Kaolack je suis la présidente du réseau des artistes de Kaolack ma defee Aji Diarra la déedéet Aji Diarra sama festival ba ku ko fa organisé woon Aji Diarra mooy organisé festival taas chaque année mi ngi koy wàcc sax waaw du 6 au 7 bii di ñëw waaw dégg nga tamit lii mooy xam nga mi ngi koy wàcc bu ñu yoxasul ci publicité waaw xam nga lu tax Aji Diarra macha allah ñëpp xam ne ne mi ngi béy waaram ci aar bi kon loolu soo ma laajee dama la ciy tontu mais Kaolack Ndangaan le réseau des artistes de Kaolack man je suis leur présidente macha allah ñëpp kon yaa njabootee ñëpp daal maa njaboote ñëpp ci ñu jigéen ñi góor ñi Omar Thiam jiite leen rek la réseau Omar Thiam jëm bëggul ku wax Saloum wax Ngoyaan waaw ndax xalaat nga def ay morceau Ngoyaan wala am Ngoyaan def boo ko puisque man répertoire day taasu mais yor Ngoyaan géeg ñëpp maa leen boot ñëpp maa leen boot tey jii xam nga lu tax artiste mooy kuy wéy ak a taasu loolu soo ko boolee ça globalement ce sont des artistes léegi nag man damay taasu artiste yooyu ñuy def dañu seet ku leen wóolu koo xam ne mën na leen a jëmale ci kaw ca kanam di leen jottali seen doléance ak li ñu bëgg ak li ñu bañ ñu wóolu ma tabb ma ca dañoo toog débat sans d'orientation ma yëkkati kenn yëkkatiwut ñu ne Fama mii lañ jël Fatou Niang Bourguéweul ma jiital leen ñu baax tey jii waroon nañoo ñëw fees si mais malheureusement démb ci guddi ku ñuy wax Mati Samb yaayam dafa génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm mais Fatou yow li nga yëkkati fii waaw li nga yëkkati fii ci commencement émission bi sax daanaan la li muy taasu neex na mais lan moo tax man macha allah doomi mbër jàngul ba la yàgg des na bëri wooy taasu nag xoolal te yow Ndeye Diarra lu mu xalaat nga piraat Aji Diarra bokk maa moom ay taas Aji Diarra taasoom dafay animé macha allah xorom see bëri man ci sensibilisation wax nañ la ko ci laa nekk tey paludisme waaw tey soo duggoon tey ci paludisme bii
yaa ngi dégg ñu ne si kon ñu publicité bu ñu ko fi taasu non dama la expliquer pour xam nga man dama la naan VIH sida ak fu nekk yaa ngi dégg fi muy jaar yëpp non man le réseau africain kii Bill Gates wala man waa RADI yaa ngi dégg organisation femme yëpp ku ci am sensibilisation Kaolack man ngay woo moo sa parité bii ma def nii def ko clip wan la ko parce que nekk moo ma ci jàppale voilà dégg nga waaw xam nga lu tax ñoom dañuy soxla koo xam ne dañuy dugg ci sensibilisation di def li ñuy liggéey yow sensibilisation léegi yow boo taasoo loolu sans pour autant que ñuy mbalax léegi nga daal di ñuy taasul nan ngay wax lan ngay wax ci lan ci mais bu ñu ci dugalee publicité de nooy wax ah duma publicité mooy lan bu ko publicité laa nan ngay kii kat parce que dañ ma wax ne ma xaw ma béti kii day wax di taasu ci français day am na wala am am na tegal mor sa parité bi da ngay taas ci français tegal mor sa parité bi non tu peux pas teg mor sa parité bi nekk ñu di teg non ça veut dire que waaw man jàng naa tubaab waaw je m'exprime en français dem naa ba seconde wax nañ ko léegi bien sûr P12 laa jànge moo la raw benn classe P12 laa jànge ba may bàyyi P12 mon frère dafa dikk ne sama yaay j'aime pas perdre mes meilleurs élèves te kii ci élèves yi di mën a jàng ci la bokk boobu damaa war a sëy moom romb na classe géwél yi CM2 CM2 déedéet gars yi nee nañu CM2 la ñuy yem macha allah man tamit may exprimer wu su ma duggee ci sensibilisation war a dugg moo français boo xam ne xam nga soo ko waxee alof ma xaw a dëgg ma dugal ko français loolu rek la ñuy wax comme lii ma la wax parité dama ne accès des femmes au mandat électif accès des femmes aux prises de décision jigéen ñi parité dafa xew nañ leen ko fu laal xoolal góor takk der jigéen takk sër góor baax na jigéen baax na ne Sénégal jigéen yàgg na tee doon jàmbaar Yacine Boubou Alayine Sitoyine Diatta jigéen na ndeyar bañ ku leet noonu def leen jaam tax ñu taal seen bopp ñor ba seey d'accord ne maître Ablaye Wade moo njëkk a prôné parité mais président Macky dikk le plus jeune des présidents qui est né après l'indépendance concrétiser ko def application bi dugal ko ci liste yëpp liste bu ko amul ma folklore ko dëgëral jigéen yokku taxawaayam xoolal lépp sur la parité égalité équité waaw ñu demaat ça ñu tourné ñu demaat ci Diallo permis à point yi yéen lu ci seen xalaat waaw permis à loolu de mooy ray leen nag ray leen suul leen waay béti guddal fan yàlla na yàlla yokk say fan ndokk bi nga xamee ne loolu mooy rey ñu xam nga ndax loolu mooy rey ñu waaw ñun gis nga vidéo bii di tourné mooy policier bi mbéj ba chauffeur Jakarta waaw maanaam boobu daa feeñ ñun loolu lañ ñuy def chaque jour bàyyi li nga wax bis bu yàlla sàkk xam nga gis nga fi faux douanier gis nga fi faux gendarme moom ngeen duppee woon tracasserie policière xaw ma tracasserie policière talibé neex yar lañ yor ci kaw télé bi rek ku ñëw ñu duma la ku leen di duma policier gendarme waaw mais seen pièce mat xam nga lu tax dama ne bu doon policier fay pièce mat ba ñu ku ñu jàpp fay loo ñu 100 000 francs mu dem ci keesu boor ba ñu ko de waaye boo xoolee bii ci guddi gendarmerie gànjaay laa lay wax gendarme bi fanaan ci buntu brigade bi gaare otoom amul oto bu jógee Kaolack ak oto bu jógee Dakar yëpp la gaare gauche droite ku ñëw day jël sa permis moom kese benn policier dama gendarme la benn gendarme kese ñaari gendarme ñoo fay monté ok mais ku ñëw mu jël say pièces tax te loolu jàpp naa la nangam ku nekk topp ko loo ma jàppee wax ma ko ma fay day laaj permis bi rek wala leen gannaaw la ginnaaw loolu mooy lan très bien wax la boo ñëwee topp ci waa léegi langage ko de la wax ma lan la ma fay bu dee damaa nekk ci toor mun la waxuma lu ma la jàppee la jël sa pièce kon kooku lu mu bëgg mais yéen leen ko tàmmal yéen leen ko tàmmal da nga koy jox xoolal tey boo génnee Gambie ça dafa ragal policier yi du ci wax de xool non du ci wax gis nga boo génnee Gambie boo génnee Gambie oto bu sartee Gambie boo génnee police bi ci frontière bi nga xam ne daa war a enregistré rek sa numéro la nga passé junni nga koy jox non c'est que boo génnee Gambie junni nga koy jox yoon bi yëpp nag ba kera nga yegg si Kaolack gendarme yi fi nekk yëpp seen biir oto la ñuy toog duñu arrêté ko ne amul tableau boo xam ne dalay wan ne nga taxaw boo ñëwee ku ñu arrêté wul kañ doo taxaw léegi nag doo taxaw boo ñëwee da ngay continuer mu taal oto bi daf la ne tax taxawoo jël say pièces duutul wax ak yow te nag benn baat boo ko wax képp mu ni outrage daf maa outragé daat lay yóbbu brigade léegi boo demee booy wax ak commandant bi moo gën a tàng kenn ñi la indi du la déglu ñee lañu wax moo am waaye kon ñun dee sàggan ñooñu ñu permis à ñooñu ay agent sermenté lañu très bien sermenté boobu nag dafa yem te ba ñu ko waatee waaye gis nga bu fekkoon dañu koo jëfe nañ ko waatee xam ni ku ak wala kaana mu ran ku ci nekk di nga lal sa loxom day joor bii tëdd ci yaa ngi dégg bu boobaa da lay respecté sermenté boobee tey bi tëli bee neex ñëpp jël tëri dem ci tëli ba ça waxoon naa la fii ni la 26 montage waaw waxoon naa la ko ni la moo nekk diggante Dakar ak Kébémer léegi yokk na 28 a fi ne
28 montage moo nekk di Dakar saa toll. te montage boo romb tey jii am na benn policier mu nekk Kébémer boo ñëwee xam lay wax na gaaw. nagaaw képp saa yu léegi nagaaw mooy lan. waaw nagaaw boo ko nee luy la gaaw mu ne kon xamoo ko indi permis bi gis nga chauffeur yi bu ñu ma wooyee dama leen dem leen ci commandant ba boo demee ci commandant ba mu lay tontu mooy chauffeur daa war a gaaw léegi nooy def loolu lay da wax nga koy jox sa dem mais kon ñun ger gi ñuy xeex noonu moom. ger googu dama la ciy leeral benn affaire ay muy ca lan. dafa am oto yoo xam ne camions yi dañoo am licence internationale waaw. war nañoo yeb Sénégal dem Gambie war nañoo yeb Gambie dem Bissau war nañoo yeb Gambie dem Mali yoon mu leen ko may kon su ma dawalee sama oto ñëw Gambie ñu ne ma kat am na 6 camions yoo xam ne chargé nañ ña nga taxaw ci buntu douane ba camions yi daa matul ndax 10 la war a doon dañoo bëgg ku leen mottali ñu chargé yeneen 4 camions waaye oto yi teggiwuñu jaaruñ ci mbooy dawal nañ ba ci buntu douane bi taxaw fekk fa 6 camions ya ñu gaare ki leen chargé di dugg di génn ba douanier bi génn jëlub saagam ñëw nii ak tini correct nii maa ngi di escorté kon kay jut liñ chargé wala bal na muy oto yi chargé suukar ak oto yi chargé diwlin oto yi départ ñu escorté leen romb nañ douane ñu ci yoon bi taxaw fa douanier yi wàcc ba naan fa ataaya départ ñu continué sa fooy ni kon kay alhamdulilah ñun lañ chargé wala bal na comme douane nañ àndal bi ñu départ yi ñëw Pont Noiro fekk nañ fa beneen douanier taxaw di leen xaar ak teneem douanier boobu yéeg muy deuxième orchestre ñaari douanier ñu escorté leen ñu départ ñëw bi ñuy génn Kaolack ba Samba Dior fekk nañ fa ay douanier yu ngee ngi neew taxaw nañ fa waxtaan ak ñoom départ ñëw fekk douanier yi Gossas wax ak ñoom départ gendarme yi Gossas jàpp oto yi coow caag ñoom am ay échangé yu ay muuñ échangé ñu bàyyi oto yi départ jëm Touba gendarme bi remonté affaire bi ci kaw ñun leen déedéet nañ téye oto yi dem nañ ba Diourbel bay jàdd yoonu go Touba douanier bi ni leen taxaw leen suñuy kilifa nee nañ wàññi oto yi ci lañ delloo oto yi Gossas gaari leen fa waa douanier yi jël seeni saak ñibbi ñu téye oto yooyu téye nañ leen fa depuis màggal ba nëgë ni bërki dem dañu leen mujj fay loo ku ne 500 000 francs wàcce oto yi ne di subuur yi léegi li ñu bëgg mooy ngeen wan ju ana ki leen ko sarde waa douanier bi ban autorisation la am ba escorté oto yi loolaa jëral liggéenti liggéey war a naa fekk waaw loolu moom li nga wax ni moom dëgg la moom waaw nit ñi war a naa fekk tey jii nag ñun li ñu am parce que ñoom li leen escorté mais douanier yooyu doon leen escorté est-ce que ay vrai lañ wala faux wala kii parce que faux douanier amoon na fi temps yi passé waaw léegi damaa jàpp ne douane bi non ci poste bi non kooku du faux ndax ci poste bi lañ ko jëlee ah te yaakaar naa douanier bi jël saagam ci poste bi di escorté oto am na autorisation commandement mais ki exerce 7 ans kat false la waaw dama ne d'accord mais kooku day wër waaye kii ci poste bi la oto yi taxaw oto yi kenn jàpp leen ñu teggi kenn jàpp leen ñu wëri kon doole lañ ñu wan tey jii nag ñi nga xam ñooñu da tey jii boo déparé Bamako wala nga départ Burkina mboolu Ceesa ngi ci saal bi da koy dawal tout nga yeb wala loo man yeb ñëwal dugg duwaanu Kidira ñu tas chargement bi xool lu ci nekk nga fay quittance ñu départ dem scanner bi filmé génne li oto bi nekk boo départ taxul nga walaabal douanier boo romb ci yoon bi mun la yoon may na ma da nga may jox 30 000 ma bàyyi la nga dem boo ko munul demal nga jëli menee bari yaay fay menee bari waaw menee bari ma fay ko 100 000 francs nga wàcce bagage bi xool ko ni ma acca demal est-ce que mën naa ko fu ma dem fay 100 000 ñu wàcce ko kon fu ma dem jox la 30 000 yéen bëri ngeen xaalis de nit ñi bëgg a rey yéen tali bi li ngeen ciy joxe yëpp bëri ngeen xaalis nit ñi bëgg a rey xaalis dañ yor nit ñi bëgg a rey tey jii nag bu fekkee état dañu dafay bëgg a jëlee mu ñëw ci permis à point bu dee dafay bëgg a jëlee accident waa léegi yéen tracasserie yi ci route bi ngeen di kaas syndicaliste yu bëri dañ koy kaas yéen lan moo leen teree ngeen booloo nekk benn seen syndicat xeex li ngeen di xeex booloo leen très bien alhamdulilah xam nga boo gisee nga laaj loolu béti may ma eggale ñëw tot la ci point boobu waaw ñëwal parce que gis nga bu fekkee état dafa bëgg ni accident dafay jógee ci permis à point waaw Macky Sall président maa ngi koy nuyu comme booy kilifa réew mi waaw dafa taxaw ndar accident am mu ni surnombre dañ koy interdit ma kontaan trop tàccu te suba sa mu départ jëm Fuuta kaar yi ko topp yëpp nit ñi ne ci kaw est-ce que kooku mën jëlee na fi surnombre déedéet dañ koy araamal fii daganal ko fee tey jii Modou Thiès moo lay romb yor particulier di yóbbaale saa njóogu surnombre kenn policier bi jàpp ko ñaari kaar romb ko fi duy ba ca kaw jëm làmb ja xaadim nga xam ne li ma wax dëgg la lu tax ñu bàyyi ko lu tax kooku mu dagan ko dëgg la ba pare araam borom particulier bi camion yaa ngi nii dañoo war a ne camion bi may nañ la poids bii boo ko passé da nga koy wàccee mais nag heure bii daaw benn camion gros porteur waddal na fi pont ba nekk ca moom laa wax moo tax ma ni yéen it liñ leen di jiin tamit yéen a koy def de du ñun gros porteur la dama ne du ñun état bi moo war ni dama laa may poids bii bu ëppee da nga koy wàccee mais dañoo def pont moo tax ñu ko jëmale léegi ci 50 dama dañoo def pont bascule waaw ni boo ñëwee peese waaw du ci ëpp nag ngay fay waaw waaye da nga koy yóbbu da ngeen neexale dama déedéet état bi ngay fay waaw mais Diallo may ma kon bu ëpp Diallo mais kon bu ëpp nga fay ko 12000 Diallo
mais kon bopp nga fay ko 12000 seen ba fay da nga koy yóbbaale waaw mais seen oto yi na ko wàccee waa Diallo déglul nag quand même nag yooyu non na nag répondre sama question ba pare. ma pose bi tey ma laaj dama eggale li nga sama question bi nga jëlee fee pour sa loxo eggali ko. beneen bi ci des Diallo waaw bi ma lay laaj bi may ma dafa bi ma la laaj lu am solo mu lu laaj tax lu leen tere booloo yéen mooy syndicat syndicat yi yi tax ñu voilà très bien xam nga man bu ko faale de. Synac Trans gii ma jiite waaw ñëw Diallo moo xeex lii Diallo moo ko gagné intéressé wu ma soxalu ma boxe la léegi lay def. góoru xuma moo xeex lii moo gagné soxalul transport Alsane Ndoye moo xeex moo gagné soxalul transport Très bien. xam nga lu ñu soxal Waaw. nañuy toog ci taabal ji transport moo ñu ñor Waaw. nit ku nekk la ñu ko xamee heure bu yëkkatee kàddoom ci lañ koy déglu ñu ànd xeex ko transport gagné waaye Diallo gagné góoraa gagné transport rek moo ci perte dëgg la waaw mais defal naa ko Diallo xam nga c'est que li kii wax ci booloo bi li bétti wax ci booloo bi ci laay ñëw waaw xam nga yow bi nga fii ñëw ci góor a xumba nga nekkoon waaw lu la fa jële waaw kay ñàkk laaj nga ma lu ma sawar xam nga maa àndoon ak góor waaw gis nga bi ñuy ànd waaw dafa am lu ñu àndee woon muy lan wolof nee na jàng-jàngaan boo mokkalee man damaa jàng ci camion waaw emprunté wu ci dawal ko moomal ko sama bopp wëlbati ko doog a dugg ci syndicat xam métier bi waaw moom loolu la manqué woon lan la manqué loolu la manqué woon expérience boobu ma am amu ko boobu ma am ci camion yi waaw. moom amu ko woon ndax musta lang camion musu koo dawal kan góor a waaw musu koo lang musu koo dawal góor ak li mu wax ci kam yooyu dama ni musu koo lang musu koo dawal xamu ko boo gaaree woon camion buntu wal fajëri fii góor a du ko fi jëlee man nag fu ne laa koy yóbbu fu ne laa koy yóbbu góor a chauffeur la dama ni chauffeur la ah mën chauffeur la kañ waaw dawal la na Njaga Njaay munul dawal camion beneen li mu dawal ci camion ko oto bi gën a mag xamul doon Ah. SC8 la moo yu mimi nekk Siri Diallo yëpp sàngara si loolu mooy camion wax ma ko ah xam nga góor a boo gisee ñu tàggoo boo gisee ñu tàggoo waaw lan la jàmbaar la ci transport waaye léegi nag mag la mais ba tey mi ngi leen di non défendre d'accord mais mag la mi ngi leen di défendre ba d'accord gis léegi nga lépp loo gis day am relève góor a mag la te gis nga xeex bi mu ciy xeex alternance générationnelle daal ngeen moom di laa laaj moo tax ma ne xeex bi muy xeex dafa doon xeex boo xam ne léegi ndaw ñi ñoo ko mën a jël moo tax Synac Trans ñi ci nekk ñëpp ay ndaw lañ ñi ngi nii ñii ñëpp ay ndaw rek a ci ne non ah kii mag la de borom lu bees bi du paa moromu góor a da nga ko gis fi kii paa la ah moo mag borom góor lu bees lii paa la bees lee borom lu bees lii paa la yaa kii mag takk góor feer yu la. noir yi paa la dama ne moromu góor a gisoo ko ci ñii ñëpp ay Paa góor nga. yaa ngi dégg tey jii nag bi ñu taxawalee Synac Trans waaw tey jii boo xoolee dëkk bu nekk am nañ fa regroupement boo xam ne Synac Trans nekk pour lan ñu ànd défendre suñu métier bii nga xam ne ñoo ko moom parce que permis lañ yaakaar mooy suñu diplôme waaw non Jërëjëf kaay ma la d'abord. c'est que dama la bëgg a wax ne la li lépp bétti wax buñ ci ñëwaatee ba tey xam nga tey ànd nga ak ñii waaw mais léegi ñii tamit keneen mën na ci génnaat sampaat syndicat bi comme na nga defoon góor rek waaw na nga man defoon maa góor dul rek yegg foofu ah lu tax man maa dul yegg foofu ah balaa ngay egg déedéet man maa dul yegg wala ñuy jàpp sa loxo nga suur yow desu ko ñëdd waaw man maa dul yegg foofu waaw ñii bi ñu may fal Waaw. dama leen a wax ni leen maanaam li ma bëgg képp orienté ko mooy syndicat yi ànd xeex bu ko amee benn mandat bi du ma ko passé wax naa leen ko ñoom ñëpp ci biir seen salle. mandat ñaata at la 3 ans 3 ans dama leen li ma bëgg syndicat yëpp ànd ci xeex ñoom duñ dama dem leen bu ma ko réussir syndicat yëpp di ànd xeex man leen benn mandat bi du ma ko romb am naa leneen lu may xaar ci biir transport loolu jiite syndicat d'accord Diallo merci d'accord ñu demaat ci Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye mi nga xamante ni moom la président de la République def ministre de l'intérieur génn nag wax lu ko neex la ko neex mooy choqué na ñëpp la choqué ñu jox la ministère de l'intérieur nga war a organiser élection yi toog naan lu ma mën danaa ko def ba falaat président de la République en 2019 loolu yow waxu na ñenn ñi génn naan balaa nga fay dugg ñenn ñi génn naan en tant que responsable politique rek la waxee yow noo gisee waxam jooju waaw soxna Biti wax jooju de bala ma cee sori waaw dama lay wax ne man de dama ko rafetlu en tant que Aly Ngouille Ndiaye responsable politique Aly Ngouille Ndiaye dafa yoroon mouvement am nekk Jolof mouvement de Jolof ah ñëpp ànd ak moom muy liggéey bu wér ñëw bokk APR booba xalaatul woon sax danañ ko def ministre de l'intérieur yàlla dogal lii dab ko ci kon du tax mu summi bu politique ba mu doon def ba Macky Sall def ko ministre de l'intérieur gars yi ñiy wax classe ak am na koo xam ne sax dafa opposition bi sax opposition bi bi wax danaa la xamal ne am na ci koo xam ne moo ci gën a bëri moo ciy wax li ëpp kan la mooy ki nga xam ne dafa nangu parti jàmbur bi kan la ñu dooleel ko Abdoulaye Wade dooleel ko ba mu nangu parti jàmbur bi kan koo xam ne fi mu toll xolal ñetti nit amu ko lamiñ dong la yore kan Decroix man maa la wax loolu ñetti nit amu ko moom mooy wax ak ñeneen ñi ci def partisan Idrissa Seck yi
ñoom ñooy mais Idrissa Seck nee na na ma une personnalité neutre. non loolu moom yoonam nekku ci. gis nga moom Ndiaye aussi li mu wax nag nañ nangu ni tey na xel. waaw tey na xel. li ñoom Idrissa Seck wax. waaw dëgg la parce que Macky Sall bu du toon loolu du fi falu Abdoulaye Wade bi fi loolu amee dañoo nommé personnalité bu neutre. yaa ngi dégg. waaw loolu Macky Sall. looloo ko fal. yaa ngi dégg lu tax Macky Sall moom loolu faloon ko mu bañ ko. non non dama lay expliquer rek dama lay wax loo xam ne lu leer la. gis nga président gis nga Idrissa Seck. dafa am problème mu président. non du question Idrissa Seck li mu wax ngay xool. sax pour jël problème personne bi. non lii mooy li garaaw. da ngay wax nit ñu jël li mu wax. xam nga dama lay expliquer. waaw da nga may wax dama lay wax. si nga président de la république président de la république. gis nga bis ba mu ko waree doon. bis booba sax góor du judd moom dong mooy judd. ca réew ma luy loolu. dama lay wax ne yàlla moo koy tànn judd kon kenn juddul. yàlla dama la koy waxee loolu yàlla moo ko tànn. loolu laaj clinique yi ba yow nga ne waaye dama loolu leer laa la wax loolu leer nañu laa la wax góor judduwut yàlla moo koy tànn kooku nguur la yàlla moo koy joxe. lu leer nañu laa la wax ban aaya la yow. waaye xoolal tey xam nga créé ma ko de soo ma indilee tey soo ma tegaloon salle de conférence tey bu fekkoon dañoo wax doon waxtaan ci waxu diine ci ma indil la ñu waxtaan ci diine ma am lu ma ci leeral gis nga li ma lay wax nii lu leer nañ la gis nga Macky Sall. yow li nga kay defal leen dem. déedéet lu leer nañ la sa Ndiogu gis nga Macky Sall kii Idrissa Seck problème bi mu am yéen koy seetaan ni yéen noppi ci non non xoolal kii sax am na loo xam ne da nga ma may tuuti ma wax dana am lu ma wax Diallo sama frère bi leeral ko parce que li muy kaas man ànd naa ci mais am na ci loo xam ne te mën naa ko leeral man maa ngi koy déglu bu baax a baax ci li mu wax. parce que niru ful fam fu la fay la dama bëgg a leeral li fi jàmbur. non déedéet béti dañoo bañ mu leer mais li may wax leer na xam nga borom gémmiñ guy nàcc xale soo tojee nopp bi par force da nga ko bàyyi muy yuuxu problème opposition bi loolu mooy seen problème mooy Macky Sall gis nga Macky Sall du seen morom danañ leen rombaat gis nga même bu fi tegee keneen incha allahu rabbi moom danañ ko fal premier tour kooku moom parce que dafa dem fa gën a sori ci àll bi. xam naa yaa ko garantir Gossas. non Gossas moom xoolal Gossas bu ko neexee bu mu fa jaar premier ministre sax bu mu fa jaar. premier tour ñoo ko res. waaye bokk loolu lañ doon wax. xoolal premier tour ñoo ko res gars yi ñëw yóbbu leen deuxième tour gañe leen. xam nga lu ko waral yéen a ngi ñëwaat di gëm loolu. xam nga lu ko waral premier tour PDS problème boobu mu amoon. Macky Sall injuste la mu defoon Macky Sall mooy problème. parce que Macky Sall moo yoroon PDS. gis nga Macky Sall gis nga biñ nekkee biir PDS ba nga xam ne élection yaa ngi jugu si Abdoulaye Wade dafa yónni Karim di jaari pour dem fële Fatick fekki fa Macky Sall won ko gannaaw ba mu demee ci këram di ko seeti fekk ko pour jëliwaat ko pour mu ñëw dugaat ci parti bi. gis nga Macky Sall yàlla moom moo ko tànn di ko fal moom la gars yi nanguwul. non fii ku falu yàlla la fal vraiment. mais nag xanaa kañ daka dul mais dañu nangu kon dogalu yàlla. ba pare nag suñu opposé politique ak opposition ñoo ànd am nañ droit opposé xoolal opposition am nañ droit opposé mais opposé bi ñuy def nii ñaari baat ñett nga génn ne lan wax ci problème mu wax ci problème mu naan ñoom ñaari baat yi la ñuy wax ci opposition bi ñaar ci problème mu pétrole suñ waxul ci pétrole bi dafa lëj di waaye xam nga man kooku signéwul dara problème mu pétrole la ñuy wax wala ñu ne problème mu élection yi loolu mooy problème mu opposition loolu la mooy seen làmmiñ nañ dem buntu ministère nañ fa fanaani carte d'identité jaamur yi nu carte d'identité yëpp génn na ñu joxe ko may wax ñu naan ay 90% joxe nañ ko xoolal carte d'identité yëpp génn te génn na mais joxe wuñ ko carte yëpp génn na dañuy coow dañuy lëndëmal xam nga moo garaaw xam nga moo garaaw waaw may ma xam nga moo garaaw lan moo garaaw Aliou Ndiaye daf ne waaw dinaa fexe waaw ba képp kuy votel Macky Sall nga inscrire waaw fexe ba képp kuy votel Macky Sall nga jot sa carte fexe ba képp kuy votel Macky Sall nga dem voteli ko waaw xam nga loolu c'est que dafa fàtte ne non déglu ma dag may déglu waaw mais lan mooy problème ñi nga xam ni nag dañoo am yéene jëlee fi Macky Sall nañ def ni moom nañ def ni moom quel est le problème dem bu dee moom mooy distribuer dem def lan xoolal ba noppi xoolal xam nga dina leen jox seen i carte déedéet dama lay wax waxewu ko gis nga nit ñi yow fi mu toll tey ça vraiment sama frère nga te ku baax nga yàgg naa suivre yaa ngi def ci dëkk bi lu am solo gis nga tey li ngay def nii am na solo trop yaa ngi parce que ba ci NEPAD municipal bi yaa ngi leeral lu bari dama lay wax gis nga non dama lay répondre non xoolal question bi ma lay répondre ça dafa yomb xam nga tey opposition bi mënoo def lenn loo xam ne duñ la xeex amul lenn loo xam ne duñ ko critiquer parce que tey Aly Ngouille Ndiaye li mu wax dafa leer naññi moom militant APR la yoroon mouvement am yàgg na di liggéey ci biir APR moom
ci position fa mu nekk dana def le tout jël nit ñi jox leen seen carte ñu dem wati ji wala ku nekkul mu dem jëli la nga dem wati ji. jërëjëf D'accord. Lamine li nga wax am na solo. waaw